productions animales monsieur Ali Saleh Diop maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci rajo Sénégal. mais monsieur Diouf maa ngi lay nuyu yow tamit di la sant bu baax bi nga yokkee ci ministère de l'élevage et production animale parce que dafa am solo. dafa am solo ñu jëm ci bis bu am solo muy tabaski ji ñu koy waxtaanee xam nga jamono bi ku wax tabaski sax ku ko wax naka jekk wax xar ak li nga xamante ni moo aju lépp ci jëm ci xar ndax xar bala muy ci kër gi am na lu bari lu ko war bala muy mat tabaski daan ci dikk léegi Ousmane mi ngi ci waxtaan bi. waaw xanaa nataalu jëwriñ ji. waaw kon ci nataalu jëwriñ ji Ali Saleh Diop ni nga ko waxee mooy suñu gante ji ci xew-xew jamono au gré de l'actualité Ali Saleh Diop nag moom mi gane àdduna ci atum 1957 bés bu mu ganee àdduna 15 août la muy bisu Assomption bis bu ñu ràññee ci la gane àdduna ci Kamb nag ci capitale bu royaume bu Jolof la bokk ndax ci yang-yang la bokk muy ca biir Jolof moom foofu la fekk baax moom Ali Saleh Diop ci wàllu parcours universitaire am ñu jàpp ni jaar na foo am solo ndax nag DEA mi ngi ko amee ci faculté économie bu université bu Montpellier jàpp na it centre de coopération internationale bu recherche agronomique ak développement CIRAT jaar na fa moom Ali Saleh Diop it am na loo xamante ni def na ko ci ay stage bokk na ci stage perfectionnement ci FAO bu Italie ci GRET bu France ak CIRAT bu Montpellier yëpp jaar na fa nekk na it chercheur di gëstukat bu am solo ndax bokk na ci travaux yu am solo ci wàllu liggéey ci ay thèmes yoo xamante ni wàllu développement la doon waxtaanee ci Afrique yëpp jaar na sa Ali Saleh Diop moom mooy Ousmane Meng ñu jàpp nit ci wàllu consultance def na ko ndax it am na organisme internationaux yu bëree bëri yoo xamante ni liggéey na ca bokk na ci Banque mondiale Union européenne ak it commission économique pour l'Afrique ak ACDI ak it USAID ak SILS yëpp def na ca ci wàllu consultance liggéey boo xamante ni ràññee nañ ko bu baax a baax nag gis nañ carrière professionnelle am bu Ali Saleh Diop ministre bu élevage ak les productions animales def na ko ndax it mi ngi dooree carrière professionnelle am ci ministère bu développement rural foofu la njëkk a jaar ginnaaw gi nag nekkoon it ci fonction publique atum 1998 ci la fa daal di jógee mu door nag carrière am ci li nga xamante ni mooy secteur privé bi ndax liggéey na ca foofu dafa sosoon groupe bu am solo groupe français la di BVA nag mu def ci liggéey boo xamante ni ginnaaw bu mu yoroon fonction chef de département agriculture ci diggante 1990 ak 1992 atum 1993 mu daal di sos li nga xamante ni mooy cabinet IRIS muy bureau d'études de marché spécialisé ci wàllu enquête agricole sanitaire ak commerciale loolu lépp liggéey na ca naka noonu nag jàpp na ni dafa jiite bërëb boobee ci jamono yi mu fa nekkoon directeur général ci nag benn fan ci weeru novembre atum 2020 moom mii di Ali Saleh Diop ci lañ ko tabb ministre de l'élevage et des productions animales moom Ali Saleh Diop moom mooy suñu gante ci au gré de l'actualité xew-xewu jamono Ousmane Mbengue. jërëjëf Ali kon baaxoon na mbokk auditeurs yi ñuy déglu xam ki ñuy dalal mooy kan monsieur le ministre lii ñu na nataalee ndax am nga dara loo ci yokk. non mat na xanaa di ci yokk rek tuuti donc liggéey naa fële ci ak waa SILS. loolu nag may na ma wër xam tuuti Afrique. liggéey ci donc pays membre du SILS ba Tchad. boobu à l'époque juróom-ñetti réew la ñu woon donc boo ko jëlee fii Gambie Guinée-Bissau Sénégal Mauritanie Mali Niger alors yooyu yëpp nag ma nekkoon fa di liggéeyal effectivement organisation boobu. jërëjëf monsieur le ministre dañuy kon sóobu ci waxtaan wi comme ni ñu ko waxee tabaski la ñu nekk ñaari fan rek des ci ak ay waxtu ngir nag ñu célébrer lii di fête tabaski ñoo ngi la doon dégg ci say wax ci say tournée ci tukki nemeeku bi nga amal ci biir réew mi ak ci bitim réew ci gox yu bari ni réew mi li ñu xayma ni soxla nañ ko ci xar war na toll ci juróom-ñetti téeméer yu teg fukki junni ci ay xar yaa ngi doon wax bërki démb yàggul lool ni fu mu toll nii daanaka yegg ngeen ci juróom-ñaari téeméer junni yu teg ñeent fukk ci ay xar yoo xam ni ñi ngi ci réew mi bu nu déggee wax jooju mu mel ne objectif bi ba bërki démb ba ngay wax yeggagun ca ñi ngi tey nag ñaari fan yoo xam ne moo des ci tabaski bi lan nga ñu mën a wax ci marché bi ci wàllum xar ndax xar doy naam déet.
jërë ngeen jëf xëy na bala may wuyu directement ci sa question bi parce que waxtaan moom bala muy neex rek. nit ki li muy wax mu am cëslaay. alors tabaski nag may fàttali tout le temps ne benn activité la rek ci li nga xam ne ministère de l'élevage et des productions animales daf koy def. tout à fait ndax politique yi nga xam ne président daf ko teg benn ci njeexteel yi mooy ñu am xar saa suñ ko soxlaa. tout à fait bu fekkee ne nag dañuy wax strictement ci tabaski gi rek xam nga ministère de l'élevage et des productions animales li ñuy faral di def mooy bu tabaski kii comme ni mu demee woon daaw bi mu jeexee rek dañuy def ay évaluation tabaski boobu commencé ko nag ci région bu ci nekk. gouverneur de région bu ci nekk dañ lay bind leetar ne la nga dajale kuréel yi nga xam ne ñoo seq loolu ak bu mu mënti doon sàmmkat yi ñu yore sécurité ak lu mu mënti doon ñu def évaluation campagne passée ba pare daal di ñu remonter li nga xam ne ay surtout des faiblesses la woon ci campagne ba passé bu ko defee nag ñu def évaluation nationale ren ñu ngi ko defoon ci mois de décembre bu ñu ko defee ba pare nag président de la république ci boppam day xaatim benn circulaire daal di impliqué mbooleem ministère yi nga xam ne da nga xam am nañ ci loxo sécurité ndox éclairage marché yi et cetera et cetera bu ñu paree nag ñun ministère ñu def benn tournée de mobilisation de l'offre nationale parce que ñun li ñu gëm mooy bala ñuy wax ak keneen li nga xam ne am nañ ko muy njeexital yoo xam ne suñ diggante la ak éleveurs yi ñu dem seet leen fa ñu nekk seet ñoom lan lañ liggéey ak fu mu toll bu ko defee nag bu ñu tolloo ci ñeent fukki fan ak juróom tabaski gi jot dafa am benn dispositif boo xam ne dañ koy lal ci biir réew mi dispositif boobu nag ay marché la maanaam ay point de vente yooyu dafa am li ñuy wax ay point de vente hebdomadaire mel na Daara Jolof Medina Ndiatbé Missirah Wadène parce que marché yooyu dafa am lu ñuy def ci tabaski léeg-léeg dañ fay dajale jur gu bari du waa Daara Jolof ñoo tax du waa Missirah ñoo tax du waa Medina Ndiatbé mais c'est des points d'éclatement à l'intérieur du pays donc benn ay marché hebdomadaire ñoom également ay marché quotidien marché yoo xam ne tout le temps lay am boo demee Thiès am na fa ci dëkk yu mag yi am na fa donc ay Kaolack am na marché ak Kaffrine yoo xam ne bés bu jot daral yooyu dañuy ubbi nga jël cas spécifique Dakar mooy troisième composante bi Dakar nag mooy li ñuy wax marché terminal bi ci gën a rëy boobu aussi dafa am ay marché yu donc statistiquement dañuy def benn échantillonnage boo xam ne dañuy may ñu mën def benn dispositif moo ñuy permettre donc 45 jours avant tabaski bés bu jot sunu agent yi dañu fay nekk ci marché yooyu ren muy 205 marché ñuy relever ñetti information bu ñu xëyee le matin dañuy pointer ba ngoon ba marché bi tas ñuy wàññi jur gi nga xam ne ñooy ñëw ci marché bi mooy dénombrement ñaata ñaareel bi njëg yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci marché boobu ci bés boobu ci njëg li gën a ndaw ak njëg li gën a fare kaw ak njëg li nga xam ne moo ëpp ci li nga xam ne ñiy jënd ak a jaay dase nañ ci ñetteel bi mooy jur googu fan la jóge ndax jurug Sénégal la wala jitum bitim réew loolu nag dañ koy def ci benn fiche boo xam ne bés bu jot avant minuit ñu stabiliser xam ne bés sàngam temps ak temps moo ci nekk loolu nag liggéey boobu am na beneen boo xam ne moo ko jiitu woon ci ay at yu weesu liggéey boobu ñuy wane ne am na chiffre boo xam ne bu ñu fa tolloo ci xayma boobu rek bu ñu demee ba tabaski jot ko boo ko seetloo du sori foofu bu ñu fa tollee rek xar dafay am mooy li Sénégal yi di wax xar am na bu ko yéesee da ngay gis mu am manquant di am tension bu fekkee ne ëpp na ko benn ëpp bi nag loolu day indi ngeen gis après tabaski jur gu baree bari def ci ren nag loolu bi ñu ko xaymaa mu toll ci 810 ci total national et également du 260 000 ci marché Dakar donc à jour J moins 5 maanaam situation démb bi ma jot démb mooy li nga xam ne nekkoon na fi bërki démb parce que bu ñu ko arrêté bërki démb à minuit démb laa koy jot li nga xam ne tey dinaa ko jot mooy situation démb
donc démb laa jot situation le 5 ci 810 000 yi ñu ngi ci toll ci 777 802 ci année 2022 donc muy bi tabaski desee juróomi fan en 2021 bi tabaski gi desee juróomi fan ñu ngi woon ci 735 210 te kenn ku nekk ci yéen mi ngi fàttaliku ne tabaski 2021 xar yi matoon na donc ñu ngi ci tendance boo xam ne tey ñu ngi ci lewoon wala sax lu ko ëpp parce que boo nattee li ñu amoon daaw ak li ñu am ren moo ëpp de 42 592 te daaw bi tabaski mate donc xar yi macha allah mate la woon na Ali waaw dégg nañ monsieur le ministre li nga wax loolu noonu ci li nga xam ni jot ngeen ko ci statistique parce que nee nga ci ñetti xayma yi ngeen di def ci bërëb yooyu bokk na ci xar yi fu ñuy jógee est-ce que ci lim boobu nga wax ci à jour J moins 5 779 000 yooyu ndax lépp Sénégal la jóge wala am na ci yoo xam ne jóge na ci neen réew wala yeneen diwaan. li jógee ci bitim réew mi ngi toll ci 211 588 bi tabaski desee juróomi fan. ci bi mu desee daaw ci juróomi fan li ci jotoon dugg nekk na ci 241 352 mu won ne li nga xam ne moo duggoon daaw jóge bitim réew moo ëpp li dugg ren. dafa bu ndéggee sax dafa mel ni sax situation ba ca Mali ni ñu tëjoon Mali sax teewul xar yi dugg de. non c'est ça pas c'est loolu du information bi xam nga lan mooy information. lii information bi mooy juróog Sénégal dañ di gën di bari ci biir opération tabaski. est-ce que loolu dafay tekki ni pour ñu demee ba ci kanam dootuñu soxlaati xaru tabaski di ko jéggaani exactement lépp la war a jógee. loolu mooy jàngat bi loolu mooy politique yi nga xam ne président de la république daf ko def mi ngi am ay njeexital ci sunu dayoog jur may fàttali ne ci santé animale parce que mooy ponk bi nga xam ne mooy ëpp président non c'est-à-dire que lii dafay expliquer lii xam nga boo gisee xar yi yokk li daan dee ci ak jur ndax feebar moo wàññeeku ndax ñekk yi leen def ma leen ni seedeel ne daaw rek 2020 président daf ñu jagleel 1,7 milliard ci ñekkum jur gi ñu lancé ko woon à Dolly le 26 octobre 2021 ci 4 mois ñàkk nañ am nañ résultat yoo xam ne ñu ngi ko daan baaxoo di am ci juróom-ñetti weer loolu nag mooy expliquer xari Sénégal gan bari par rapport ak li nga xam ne moo daan am at mu jot et loolu nag c'est une grande victoire pour l'élevage du Sénégal. mais suñ dégg sa wax Sénégalais yi amuñu woon raison di inquiété wu ci jamono bi nga xam ni embargo dafa amoon ca Mali. tout à fait xam nga daaw dama doon wër di wax ne gis nga lii bi ñu ko defee daaw. fukki xar d'abord may wax ne tabaski ñaari pàcc la am na ñoo xam ne dañoo yar seen ak jur ci seen biir kër ñooñu ñëwuñ ci marché bi ñooñu wàññi wuñ leen konte wuñ leen donc ñooñu dañ koo yar seen biir kër di ko tabaski dispositif bi mooy xar yi nga xam ne mooy ñëw ci marché bi di wut ku leen jënd foofu la ñuy wax ne moom la ñuy wut 810 000 alors loolu boo gisee ñun ñu di ko suivre moom moo ñuy permettre effectivement comme ni ma ko waxee léegi daaw ci fukki xar yu ñëwoon ci marché bi ñu paree comme nee na waa naa la ñetti information la ñuy collecté juróom-ñetti Sénégal lañ juddoo ñaar ñoo jóge woon bitim réew loolu donc muy indicateur boo xam ne dama ci basé yu man ne nous étions à 2 points de l'autosuffisance bi ma jëlaatee nag chiffre di ko calculer dellu gannaaw gis naa ne effectivement am na ay jamono chiffre boobu nekkoon na 4 et quelques 3 et quelques année après année dafay wàññeeku ba daaw mi ngi woon ci 2 points lii ñuy gis nag tey dafa mel ne 2 points yooyu dana xaw a wàññeeku tuuti parce que nee naa la tey li nga xam dafa résultat yi ni mu génneegum fi mu nekk offre nationale bi dafa gën a avancé ci li nga xam ne moom la ñuy xayma di ko wut. Khady Fall. waaw jërëjëf Ousmane Beng monsieur le ministre ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci mbooloo mi bànqaasi rajo Sénégal danga ko wax Sénégal xëy na bu fi mu teg tànkam bu fa teggeekul dina mën boppam ci wàllu xar waaye Sénégal weer a ngi nii kenn nelawatul ba yandoor marché yi xar la ñuy waxtaane grand place yi xar la ñuy waxtaane liir yi sax bu ñuy jooy xar la ñuy jooy
ñii naan dina am ñii naan du am débat bi bari lool wulee ñaay tey ban politique ngeen mën a teg boo xam ne nii bu ñu yegsee ci tabaski xel dina dal nit ñi duñu xalaat ne xar day manqué parce que ba tey nii may wax ak yow tey koo waxal danaan la xar amul ndax xar yi ñu gis ci mbedd mi mooy xar yi ñu yar ci biir kër yi te loolu laale ko du yomb poche góorgóorlu bi léeg-léeg du ko matale maa ngi lay jaajëfal. mais yow question bi kay yaa ko tontu yow laa koy laaj. lu tax luy ndey ñu naan xar dana am wala du am waxtu bi foofu la lu tax am ñoo xam ne dañ naan ndax xar am na wala xar amul li nga xam ne gis nañ ko kay mu ne fàng gis nañ na xar yi am na ko les données factuelles robustes un dispositif robuste permet wane na effectivement xar yi am nañ maintenant li ngay wax bu fekkee ne ci njëg yi moo tax ñuy wax mën nañ ci waxtaan damay faral di wax ne ci loolu rek laay tënku monsieur Mbengue yow mii booy dem marché bëgg mbasin avant ngay dem marché HLM xam nga ne xel ne mbasin mètre 1000 francs am na 1500 francs le mètre am na 2500 am na ba 12000 pourtant boo jógee di sa kër di dem marché di wuti basin kenn du la dégg nga naan basin am naag amut kenn du la dégg également ngay jàmbat prix yi da ngay seet li nga xam ne sa poos noonu la toll boo demee ca marché ba HLM da ngay dem ca lal wala boutique yi nga xam ne mooy jaay nga jënd daal di dem benn ceeb ñi sant Njaay laay wax ak surtout ñëpp xam nañ ne riz ordinaire am na njëg xam nañ ne riz parfumé am na njëg bu wuteeg riz ordinaire basmati am na caroline am na waaye bu ñuy dem marché kenn ku ci nekk li nga am moom ngay demee marché ba ci portable yi ñu yor ñun ñëpp seen prix wuute na bokk waaw lu tax tey ñu nangul ko wuute googu am ñu nangul ko produit yooyu moo xam ceeb la moo xam basin la moo xam portable te duñu ko nangul xar mu mel ne dafa am lu leen wuute jàngat bi mooy dafa mel ne comme ñun suñu wàllu gëstu buñ ci dem également dafa am des produits dits modernes ak des produits ruraux loolu nag il faut que ñu waxtaan ci man damay faral di dem lu bare bari ci àll bi di nekk ak éleveurs yi parce que ñoom lañ ma booleeg may gis lii càmm naka lañ koy defee ak lañ cay def liggéey la boo xam ne du liggéey benn waxtu wala ñaari waxtu liggéey guddi la ak bëccëg muy taw mu ñàkk taw muy naaj muy sedd lu nekk ki nga xam ne mu ngi ci di ko def ma ngay jànkoonte ak loolu kooku nag bu demee ba nga xam ne góob jot na maanaam jaay lu mel ne tabaski li muy laaj mooy li nga xam ne defoon na ko ci aw ñaqam ñu delloo ko léegi nag beneen paramètre bu bees ci élevage yu Sénégal dama bëgg ñu waxtaan ci gis nga ndakaaru gi tey boo ñëwee fii côté Centenaire ak am na place yoo xam ne boo fa demee macha allah xar yu rafet nga yor dafay gis yooyu nag du xar yoo xam ne dafa jékki rek ñëw nii gis nga li ñuy wax amélioration génétique muy laadum yeeg yooyu nga xam ne processus de sélection la di jur ay qualité yuy gën di màgg ñooñu dañoo dem ba ci kanam ñuy jël ci semence su laadum yooyu di ko injecté ci yeneen jur muy jur goo xam ne qualité ba dafay gën biñ fi xamoon wala bi nga xam ne dañ ko tuddee caawoon nekk ca loolu nag lim boobu nag day dem di dem ba nga xam dafa bari et processus su ñi xam tabaski ni muy demee Dakar daanaka jusqu'à une semaine tabaski ñooñu rek ngay gis li tax parce que ñooñu ñu koy jaay 5 xar lañ ci am ñett ñeent juróom danañ ko mën a yeew fi di ko jox ripaas waaye xaruk caawo munta teel a ñëw Ndakaaru parce que lim bi ki ko yor daf ci am lim bu bari boo xam ne bu ko indee Ndakaaru munta jëndal loolu lépp aliment moo tax boo gisee par exemple rek dispositif bi moo ñu koy permettre bërkaat yi démb samedi ci guddi boo demee marché Petit Ruminant lu jege 70 xari caawa wàcc nañ fa parce que ñooñu dañuy yéex a ñëw ci 5 jours yi ñu lay ñëw tey
damay profité seen antenne bi ñuy wax affaire u njëkk boo demee marché ruminant petit ruminant fi ñuy wax Seras xari 90 millions yaa nga fa boo demee grand ruminant fi ñuy wax Mbaaw xari 90 millions yaa nga fa boo demee fi ñuy wax marché Tëngéej xari 90 millions yaa nga fa donc j'en profite pour dire aux Sénégalais nañ fa dem. monsieur le ministre doguma la foofu sax doguma la foofu dama koy waaw dama koy koy relancer foofu rek comparaison bi dans une certaine mesure sax mën nañ ko accepter parce que xëy na basin yi am nañ wuute nañ qualité yi bokkuñu xar yi également mën nañ ko xoolee noonu mais constat bi ñuy def mooy xar dafa cher boo ko comparé ay jamono ci ginnaaw da nga doon am sax 25 000 nga am xar wala nga am 35 000 ou 40 000 nga am xar mais tey jamono ñuy wax yi wóor na ma ni ku am 45 000 doo mën a am xaru tabaski. Ousmane nga baal ma foofu la ma ci yokk. non may ma tuuti may ma tuuti après ma ñëw. c'est-à-dire que xari 25 000 dem ndànk xari 25 000 ak 30 000 yaa ko wax man da Jolof laa dëkk. jamono yu yàgg yi laa ma ne fa laa juddoo. fa laa yaroo. ay at a ngi nii xari tabaski 25 000 musuma koo gis man li ma wax rek li ma xam rek laay wax aussi ak 30 000 musuma koo gis. li ma bëgg te man damay di ci ñoo xam ne daaw. xar mi ma jënde tabaski maa ko jënd sama bopp maa ngi ko jënde 80 000 francs. marché Darou Djolof li ma bëgg a wax mooy. xar mu prix bi gën a néew xëy na ren. prix bi gën a néew xëy na ren. 70 000 wala 80 000 lay doon. c'est ça te am na ay jamono laa wax ni. mën ngaa am ba 50 000 am xaru tabaski. am kay xaru tabaski dafa mel ne luxe. foofu laay waxee. non c'est-à-dire prix bi léegi dafa yéeg dafa aju. ba 80 000 au moins pour nga am. te du góorgóorlu yëpp nag ñoo mën a am 80 000 pour jënd xar tabaski. ma ne nee naa la ñun dañuy jël fourchette de prix. xam nga loo mënti jël ci àdduna tey loo mënti jël. lim doon jar. y a 10 ans jaru ko tey. waaw loolu yi dëgg la. loo mënti jël ci àdduna. lim daan jar parce que gis nga xar moom ngay wax. day jar ripaas day lekk ripaas. type ripaas boobu. lam doon jar 10 ans jaratu ko. xar mi tey yii ngay gis ñu nekk Dakar dañ leen di pikiir dañ leen di ping. bu njëkk daawuñu leen ping dañ leen topp ci àll rek ñuy dem ba jaay jot ñu ñëw. xar yooyu nga wax nga gis ñi tey ay vétérinaire ñoo leen di suivre pour saytu seen wér-gu-yaram ak li nga xam ne moom la ñuy séentu ci ñoom ak santé publique vétérinaire bi ñooñu dañ leen di fay. presque producteurs yi léegi ay entrepreneur lañ. mais loolu moo baax ci am réew. loolu moo baax ci am réew xam nga dama doon waxtaan ak benn jëm fan yee passé mu ne ma mais li ñuy rey ci xar Sénégal da nga dugg ci genn kër ñu rey ci fukki xar wala ma ne ko man loolu moo baax ci filière bi. xam nga lu tax mu baax ci filière bi. ñu nekk ci àll bi di sàmm ñoom bu ñu sañoon loolu nga xam ne bu ñu liggéeyee ba jamono. dañuy ñëw jaay ko delluwaat. am xaalis delluwaat mën a dem nekkaat ci waar yu demee mais bu fekkee ne la ñuy liggéey kenn jënd ko bu ñu liggéeyee fukk nga jënd ci benn tabaski jot ñaar mu delloog juróom-ñett yi loolu daf koy décourager te loolu nag c'est une vision c'est-à-dire que chef président de la République daf ne moo tax sànq sëñ bi mu waxee le ministère de l'élevage et des productions animales loolu gisu président de la République la muy lim ci séntu muy nag yàgg nañoo sàmm yàgg nañ ci def nekk léegi nag il faut ñu jox ko dimension économique boo xam ne day passe par un accroissement de la production et de la productivité loolu mooy indi koom-koom. mën naa ci dolli Ousmane da nga def comparaison faral dañu di wax comparaison n'est pas raison parce que li nga tudd lu mel ne ceeb xëy na dañoo homologué prix yi basin boo jëndee bu 1000 francs jënd bu 12000 bi di nga gis différence mais xar dafa yemul tey mënoo ne tey jii xar mi gën a néew nangam la bi gën a cher nangam la parce que spéculation day am ci marché bi am na at moo xam ne ñu ne xar day manqué da nga doon gis xar moo xam ne démb ñu ngi ko doon jaayee fukki junni tey ñu ne ku amul ñeen fukki junne doo laal am na it lu ma la laaj ba tey tontu woo ci ban politique ngeen di teg boo xam ne nii nit dina nelaw ba xam ne ren xar dina am. waaw dama ne la chaque année
nga ne dégg ñu ne la xar ñi naan xar dana am xar dana am. léegi dalal leen xel yi. non c'est-à-dire que dalal xel bi mooy. mën naa la tontu ci politique yi nga xam ne ñun moom la ñu def. waaye nag nit ki ci boppam y a une question de perception nit ki ci boppam nekk naan xar dana am wala du am loolu nag mbirum nit ki la. waaye fi mu nekk bu fekkee ne am na koo xam ne mi ngi naan xar dana am wala du am te ñun xam nañ ne xar yaa ngi ci terrain bi mi ngi ci boo génn ci marché gis ko xam nga kooku nag man munumaa raxas boppam ba loolu mën ko mais ñun li ñuy def mooy président de la république daf ne sama vision de élevage mooy ñu améliorer la production yokk ko buñ ko yokkee ba pare ñu améliorer la productivité maanaam meññeenti mu gën a am mu gën a sakkan mu ne lan lay def mu ne naa liggéey ci ñeenti ponk benn bi mooy alimentation ñaareel bi mooy santé animale ñetteel bi mooy amélioration génétique ñeenteel bi financement am na fu mu nekk ci biir loolu ci alimentation bi danaa ci ñëw ñeenteel bi mooy organisation des acteurs et la gouvernance gis nga alimentation boo déggee ñu di ko wax dañu am lu ñuy tuddee des unités pastorales gis nga Sénégal boo demee dans la zone sylvopastorale dañu fa rëdd ay unité pastorale benn espace géographique la boo xam ne dafa am benn homogénéité maanaam boo seetloo ci àll bi nit day dëkk fee à 3 kilomètres dëkk ñi kii dëkk à 5 mais boo seetlee ñoo ñëpp ay mbokk lañ te li ñuy liggéey daanaka ñoo bokk def ñooñu nag ñu def leen benn rëdd pour am na benn homogénéité yoo xam ne ñi fa nekk dañuy accepter de vivre ensemble bu ko defee ñooñu ñu sampal leen forage ñu bokk ko. bari na lool ci Jolof ci projet Papel bi. exactement ñu sampal leen forage. sampal leen parc à vaccination. sampal leen magasin d'alimentation. muy une gestion concertée des ressources pastorales. pour améliorer ñuy sàmm donc bu ko defee ñuy sàmm pour daay bañ a am. pour ñuy am ñax tout le temps jur gi ci mën di lekk forage bi nekk fii ñuy mën di mandal seen ak jur. ñuy contracter avec des vétérinaires privés ñu ñëw di leen saytul seen loolu mooy tax du point de vue de l'alimentation ñooñu dañuy am également loo xam ne dañ ko santé animale. mais bala ngay dem ci santé. ci aliment bétail bi. dafay cher. tey boo jëlee NMA bi wala yeneen yi nga xam ne yeneen usines ñoo koy def. gis nga sac bi dafay jógee ci 9000 dem léegi ba ay 12000. ngooñ sax dafa seer ëpp na ko waaw non je veux dire boo xoolee évolution bi daanaka ñi nga xam ne dañuy jaay jur yi sax dañuy làqatu ci ginnaaw seeraayu aliment bi pour yokk seen njëgu jur yi déet non dafa ndànk non dafa ndànk tax non mais ma tuuti xam nga li tax xam nga terme bi laa bëgg làqu non dama lay wax ne mais loolu lañ mën a wax parce que su fekkee ni yow dama lay expliquer wekku ci nii non aliment bi dafa cher moo tax sama dama xar lay bi bu ma ko jaayee lii am na sax ñoo xam ne geeru Ukraine bi la dama lay expliquer moo tax xar dama lay expliquer xam nga dama nangu man dama bokk ci nangu na parce que loolu c'est valable pour tout produit xam nga looy mënti def dafa am lu ñuy wax les facteurs de production aliment bu yokk ala kulli xaal ñi koy lekk seen njëg donc seen coût de production day yokk. léegi nag may ma tuuti maa ngi ñëw li tax nguur gi di du agir ci levier boobu wàññi njëg gi pour mën a soulager famille yi. non dama lay expliquer. xam nga c'est-à-dire que dafa mel ne li ngeen may laaj sax yéen a ko gën a xam dama ne. bu fekkee da ngeen bëgg ñu wax ci aliment de bétail mën nañ ci wax. alors li xew ren ci aliment de bétail xam nga aliment de bétail boo jëlee 100 kilos. juróom-benn fukk yi son de blé la. maanaam coxub blé. blé mooy li ñuy defee farine. am na ñu nekk ay usines yu nekk fi yoo xam ne dañuy importer blé. tout à fait bu ñu ñëwee ñu dëbb ko xàjjali cox bi ak sunguf si. cox boobu nag moom la ñuy defee li ci ëpp ak leneen aliment de bétail. li nga xam ne dañ koy importer ci blé pour ñooñu bu ñu ko dëbbee ba pare cox bi ci gën du motale. li usines yi defar aliment soxla bu ko defee nag dañ koy jéggaani bitim réew son de blé boobu dañ koy jéggaani bitim réew lu bari nag liñ ciy jëli ma nga fa xewee fële ci diggante bële fa xeexoo ba am loolu bokk na ci li nga xam ne moo yokk njëg li
bokk na ci laa wax de ay wolof laa wax bokk na waaw ci bokk na ci. parce que moom ci boppam produit dafay raar donc day yokk bateau yi nga xam ne ñoo koy yeb bateau yooyu day raar bu ñuy raajee ñi nga xam ne ñu ngi koy def di ko transporter li ñuy laaj dafay yokk bateau yooyu carburant bi ñu yokk baril du pétrole il y a moins d'un an $75 la toppoon léegi dem na ba ci 140 pour expliquer le processus bi nga xam ne léegi loolu moo tax li nga xam ne ñoom dañ ko daan jëggaani di ko indi non seulement doyatul premier élément mais gën a cher ñooñu am benn jamono ñu woo ñu réunion daañu ne ay li yëwoon daal lii ñuy defee aliment de bétail bi njëg yaa ngi nii lu ñu yomb lu ñu mën a vérifier li ci douane bi ñu ko vérifier également mu dëppoo ak loola taxe yi nga xam ne moom la ci état bi doon def bu njëkk état bi teggi ko donc pour commencer répondre à votre question ñu dindi loolu lépp donc état jëlatu ci dara loolu nag malgré ça njëg li di yokk léegi nag ñoom est-ce que dañoo war a arrêter di produire wala dañuy répercuter à l'identique coût yi nga xam ne moom la ñuy jël ci loolu nag bi mu amee donc prix yi daal di yokk au niveau même fi ñu koy defaree léegi bi ñu ko jëlee xam nga pour tout bien de consommation ñaare bu manqué njëg li yokk boo bëggee jóge fii dem ko tey ñu ngi ci tabaski mouvement de foule la ñii nga jëm Ndar ñii paata oto manqué ñu yokk paas yi du xar rek dama lay bëgg dama bëgg voilà dama bëgg di nga xar c'est un bien comme tous les biens il obéit aux mêmes règles de prix que tous les autres produits dama bañ ñu singulariser ko bu ñu ko singulariser bu ñu ko boolee bu ñu ko xaymaa nag comme yépp prix ñu dugal ko ci panier boo nga xam ne fi ñu dugal ceeb la ak yooyu bu baax nag waxtaan wi day gën a yomb compréhension bi day gën a yomb mais damay bañ ñu xalaat ne c'est le fait ci tayeef bu ki nga xam ne mooy opérateur bi wala ki nga xam ne mooy sàmm te damay wax ne monsieur Mbengue dañoo nekk di construire wala sax oui mën naa tudd jël moo boobu construire ci beneen dimension le secteur de l'élevage li ñu soxla mooy tey am ñu bari ñoo xam ne dañuy dem ci secteur élevage nekk fa daima soxlawuñ ñoo xam ne dañuy xaar ba tabaski jot ñu def opération ñu def seen quelques millions am seen quelques millions ñëw jënd xar yi seeral ko après tonni niw gi nga xam ne ka nga xam ne ma nga woon ca àll ba liggéey ba sonn ñu ñëw tonni niw googu def ko ci beneen secteur tant que mi ngi def noonu élevage day lompoñ léegi li ñu bëgg mooy inviter des Sénégalais ñu ñëw de façon durable léegi nag loolu ñuy laaj ci njëgi xar yi buñ leen ko delluwut allah kulli xaal ñooñu dootuñu am motivation pour rester dans le secteur encore moins fournir de la viande et du lait quotidiennement aux Sénégalais qui en demandent tous les jours. mais aliment bétail bi aussi yamul rek ci ripaas bi ñax mi aussi ci la mais li ñu gis mooy producteur di éleveurs yu bari du ñu bay ñax ñenn ñi aussi di ay baykat suñu bayee seen ngooñ dañu koy def business dañ koy garder ba dëkk bi tàng ba nga xam ni xont jur amatul ñu génne ko jaayee ko junni ñaari saak boo xam ne junneeg juróom-benn junneeg ñaar téeméer lay jaar saaku ngooñ par exemple tey. monsieur Mbengue yooyu aussi est-ce que état bi amul ci ay solution wala amul lu mu ci waxtaan ak producteurs yi pour. peut-être ñu de façon générale. xam nga tant que nangu leen comprendre ne. d'abord dañu nekk ci benn économie buy dox. tant que nanguwuñ ne ngooñ ak xarak butéelu ndox bii ak big bii ak feuille bii ak sa dàll bii nga sol ak portable bii nga yor c'est des produits comme tout autre produit buñ ko nangut ca départ ba xam ne lu ci manqué seer dana am problème xam nga Sénégal dafa am ñaari système d'élevage dafa am lu ñuy wax intensif maanaam ñi nga xam ne dañuy yeew booy yeew nag xar mi foog nga wala nag wi ak lu mënti doon foog ko yow nga dem jëndi li muy soxla indil ko boo yeewut nag mën nga ko bàyyi mu dem ci àll bi ñaxum yàlla mu di ci lekk du doo fay dara
waaye bu ci nekk da nga am avantage ak inconvénient mais bu fekkee ne intensif bi li nga xam ne daf koy jëfandikoo lépp daanaka da nga koy jënd mooy aliment baag mooy ngooñ maag et cetera et cetera et cetera te nee naa la c'est un phénomène boo xam ne il faut que Sénégalais yi bàyyi ci xel. parce que politique yii ma la wax. président laal ko dafa am ay résultats te nit ñi yëguñ ne am na résultats yooyu ci misaal balay soxna si jël kàddu gi. gis nga président de la République bi muy ñëw fii ci pouvoir bi en 2012 jur gu sew gii ñuy wax xar yi ak bëy mi ngi woon ci 8 millions fin 2021 xamu ci ñaar nag daanaka mi ngi ci plus de 14 millions ndax ñekk yee bari muy préserver di wàññi taux de mortalité bi ñuy améliorer génétiquement race yi léegi le temps d'élevage maanaam tey da nga daan jël xar moo xam ne bu fekkee ne xaru suñu xar yi la léeg-léeg benn yoon lay jur ci 1 an et demi bu nekk léegi xar yi mën nañu jur ñaari yoon ci 1 an et demi bu nekk ensuite temps d'élevage bi léeg-léeg da ngay am xar mu góor nga yar ko bala muy mën a am par exemple 25 kilos dana jege 3 ans léegi am na croisement yoo xam ne boo ko defee au bout d'1 an xar moomu mën nga koo jaay parce que àgg na 25 kilos ça c'est les résultats d'une politique c'est pas le hasard judduwut nii rek c'est réfléchi c'est conçu et résultats yooyu nag moo bette ci gaawaay donc jur gi yokkee noonu léegi nag am ñu ci nekk di dem di ci liggéey parce que gis nañ ci njëriñ parce que politique yooyu bu amutoon jàpp naa ne lii nga xam ne du am. très bien. Ousmane ñu dem fekk. li nga wax yëpp monsieur le ministre xel mën na kaa nangu ndax nit teg na ci bët. am na ñoo xam ne léegi daanaka sax dañu bàyyi seen activité lu mel ni moo li gël tàppe yi léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci sàmm gi mais loolu ci sàmmkat yi la mais nag da ngeen a war a tëddee njaaxaanaay ndax wéy jëfandiku yi sonn nañu tamit. gestu leen moom xam Adja sa basin bu rafet bi ñaata nga ko jëndee. lii basin la. basin la après ñu def ci garniture ñaata nga ko jëndee. sa bas rafet na. pourtant sama doomi yumpaañ ya nekk mbëlëxe tey. waaw wala ba nekk boori tamaax wala ba nekk daara tey. waaw bu la xooloon tey ne kii de lim def ci boobu dafa seer pour te yow seerul. gis nga gis bi moo demee. maintenant ci tabaski gi nii ñu nekk. président de la république daf ñu permettre ñu jënd 3000 tonnes. aliment xam nga marché bi demoon na ba saako aliment bu 40 kilos dem ba jar 15000. président dooleel ñu jënd 3000 tonnes. aliment subventionné ko. di ko jaayee saako bu nekk 5000 francs ci point de vente yi ma la wax léegi. pour que gis nga subvention ci wàllu koom dafa am ñaari barab foo koy dugal ak fu muy génne fi nga koy dugal mooy ki nga xam ne moo yore xar mi boo jëndee aliment bi maanaam dafa mel ne ab raakol la boo xam ne boo ko solee ci ki nga xam ne mooy jaay xar mi mu génnee fële mu génne ci ki nga xam ne mooy jënd xar mi donc président bi muy def subvention dafa bëgg a lare pour tontu réponse ndaw si. mais est-ce que loolu concrètement sur le terrain. oui marché bi est-ce que noonu lay demee. non parce que producteurs yi da nga leen di subventionner aliment bi du tey la ñu bëggee jaayee xar ma lañ fay jaay. parce que état ne ko fa. non c'est pas que li ñu ko bëgg a jaay non. parce que monsieur Mbengue. vraiment entre nous. jeune vision boobu nekkul. du li ñu bëggee lañ koy jaay xam nga kii indi am xaram di ko jaay. bu sañoon da koy jaay. bu sañoon du ko fi bàyyi fi ba muy lamb mu koy delluwaat ils n'ont pas intérêt à le faire les éleveurs n'ont pas intérêt à le faire c'est comme tout bien de consommation ak bu mu ci mënti doon c'est exactement la même chose c'est-à-dire que kiy jënd sam xar dana gën a boo sañ ko xam nga mas naay wax nit bés ne xam nga am xar mën naa gën a yomb Dakar que Daara Jolof xar noonu sax la Daara moo gën a yomb xar Dakar. déedéet dama ne mën naa gën a yomb Dakar que Daara Jolof Dakar mu gën faa yomb. xam nga lu koy indi. nit day jóge kàmb ga ma juddoo indi juróom fukki xar bu fekkee ne daf ko nekk di ko jaay benn par benn ca marché Daara Jolof bi bu boobaa xëy na da koy jaayee 100000 ci misaal mais yow bu fekkee ne da ngaa ñëw taxaw ramasser lépp mën na laa jaay xar mi 85000. mu sarse ko Dakar
fayal ko 2000 indi ko Dakar bu ko neexee mën na ko jaay 90 000 ci fi mu taxaw donc ma nga doon jar daara 100 000 mais fii mi ngi fi jar 90 000 donc c'est pour vous dire que diggan am njaay la ak jënd. tout à fait Maïmouna. Maïmouna Seck. voilà monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi di lay fay. rafetlu sa teewaay fii. bëggoon naa xam rek yan matukaay ngeen jël jëmale ko ci marché fixe yi ak marché hebdomadaire yi jëm ci wàllum ndox ak itam wàllum kaaraange. merci. voilà sànq wax naa ci ndorteelu waxtaan wi bu ñuy jub tabaski président de la république dafay jël benn circulaire daal di ko jagleel bind ko ministère sectoriel yépp yi nga xam ne seen loxo dafa war a dugg ci tabaski xam nga tey wàllu sécurité ki ko yor mooy ministère de l'intérieur bu ma waxee loolu police a tax wala ministère des forces armées su ma wax loolu gendarmerie moo tax donc ñooñu également ñu defar seen i jàjj defaraat seen taxawaay gannaaw bi gouverneur dafee benn arrêté ne fii dañ fi sam point de vente fii dañ fi sam point ñooñu ñu jox leen arrêté boobu donc ñu déployer seen dispositif boobu de gendarmerie de sécurité effectivement lal ko fi nga xam ne rëdd nañ fi ne fii dañ fay def marché hebdo couloir de convoyage également à partir des marchés d'éclatement comme ni ma koy waxee depuis Médina Ndiaye ba bërki démb laa fa jóge boo demee waa gendarmerie ñu nga fa la ñuy yendu fa la ñuy fanaan. teewul ñu ngi sàcc xar yi de. maa ngi ñëw enfin après nga wax ma. donc dama lay expliquer d'abord descriptif bi ba pare. waaw bu fekkee ne am na fu nga yëgal ma ko. lu ci démb rek ca Daaru Faal. fu mu nekk ca Jogo. waaw. jàpp nañ fa ñaari nit gendarmerie leen jàpp. waaw ñu yar juróom-ñetti xar yoo xam ne ay xaru raasan. loolu day am. c'est-à-dire que boo déggee may wax bi ngay wax damaa def na dañoo jël ak coggal gu ñu yóbbu. fa lañ jëm nag boo dama def ne attention. càcc gi moom mi ngi fi c'est beneen dimension la mën a lu bokkut ak tabaski. mais sécurité la. non soxna si. daf ma poser une question par rapport à la tabaski. point de vente yi. voilà ci loolu laa koy tontu. parce que je crois que il faut que question yi muy am lien avec les réponses donc daf ne ma yan matukaay ngeen jël. ci point de vente yi pour sécurité beeg ndox mi. ma ne ko nag ma wax ko li nga xam ne mooy cëslaay circulaire président de la république. donc wareef la ci ministère yooyu ñu fab seen dispositif calqué ko ci li nga xam ne gouverneur samp na ko ci ay point de vente. fi nga xam ne xar yi également dañ fiy jóge di fi ñëw ñu def loolu gis nga ba ñuy jógee bitim réew sax dafa am benn macaron buñ leen di defal taf ko ci seen camion à l'entrée parce que nee naa la porte d'entrée bu ci nekk. dañ fa am agent. camion yi nga xam ne ñooy sëf xar yi dina indi dafa am macaron bu leen tax pour que force de sécurité et de défense yi xam ne ñii ak ñu benn ñu signé également ak ay prestataires dans la région de Dakar ñoo xam ne ñooy indi ndox mi gis nga point de vente yi am na ci point de vente yoo xam ne normalisé dañoo am ay robinet yoo xam ne tabaski ba tabaski lañ koy ubbi bu tabaski de ñun dañ koy tëjaat mais en plus de ça dañoo am ay camion citerne yoo xam ne ñoo leen di indil ndox quotidiennement loolu mooy wàllu ndox mi c'est que éclairage aussi am na ci yoo xam ne dafa am ay lampes normales ñun ñoo ko fa indi année bu ci jot aussi dañuy am lim boo xam ne ñun dañ koy jënd enfin waa ANER en général ñoo ñu koy jagleel ñu indi ko di ko samp ci kii boobu bu affaire bi jeexee ñu jëlaat ko dencaat ko ba ci toilette publique ba ci point de comment ça point de fourniture foo xam ne dañ fay joxe ay soins pour santé boo demee tey foraayu mbaaw bi barki dem laa fa jógee ñu nga fay def nu mu tudd si ñekki Covid ñi nga xam ne ñoo fa ñëw di jënd si ak ña nga xam ne ñoo fa sant jóge ci biir réew mi ñëw ku ci am loo xam ne lu la wokk da ngay dem foofu ñu jël la en charge donc loolu on l'a fait boo demee nag en dehors de Dakar loolu dañ ko délégué en fait collectivité parce que fii moo gënoon a rëb. tout à fait Kodou yaa ngi soog a yegsi de soxna Kodou Diagne
ñu nuyu monsieur le ministre de l'élevage di jéggalu ci yéex yeeg si bi ku ne xam na ni li ñu et des productions animales maa ngi dégg Aly Ndiaye Diouf mu koy leeral mel na ni mbégte nga ci am ci ñuy leeral pàcc boobu noonu li tukkee tamit ci càmm ji da ciy am solo monsieur le ministre ñu xuus ba tey ci tabaski gi ndax Aly Ndiaye Diouf junj na ko sànq Khady Fall Coulibaly insisté na ci li nga xamante ni moom moo jaaxal askan wi rawatina mbéngeen yi nelawatuñu ba yandoor rawatina ña ca jotagul xar ba tey njëg yi monsieur le ministre de manière générale lépp moo cher ndax bu ñu demee ba ci kilo li nga xam mooy saaku soble jamono yi ñu ngi koy jëndee ñaari junni te bu ma juumul ñaari weer ci junni la nekkoon wala lu yées junni lépp moo yokku waaye xar fi ñu toll nii mel na ni yokkute gi atum ren jéggi na dayoo donte wax nga ni jël ngeen ay jumtuwaay yu ñu teg ngir mbir yi yemb ci ndoddu askan wi jumtukaay yooyu monsieur le ministre ndax dafa doyul wala jamono ji moo méngoog li xew jamono yi ci njëgi xar yi fu mu toll. beneen laaj bi day xaw a génn tuuti tabaski gi ndax bu ñu xaymaa ni la rek ki nga xam mooy Aly Ndiaye Diouf noonu la defee santal ci ndorteel gi ñaar fukki weer bu ñu juumul moom nga defagum ci gouvernement bi ban xayma ngay def ci bànqaasu càmm gi de manière générale li nga xam ne mooy teree nelaw ñi yëngu ci wàllum càmm la ca gën a fes di wàllu li nga xamante ni mooy xont bi li jur gi di lekk waaye càccum jur gi daani yokku na terewul mi ngi wéy ba tey di law dooma weddi ndax mel na ni daara nga soxee ko daara di la fa laa soxee fa laa bokk mais njëg yi dama la bëgg a wax ne bu fekkee ne soxla nga xarum 90 000 moi je suis pratique. na dem ci coggal gi. demal fee Tëngéej demal Mbaaw demal Seras. waaye nan lay toll. ki yor 60 000 nag moom du am xar. non dama lay wax non am na. mën naa tudd sax tur. xaru 60 000. man 70 000 mën naa la sax tur koo xam ne li may wax c'est tellement vrai boo demee ci Arona Gallo Ba mi ngi feggoog fi ñuy wax Seras. xëy 70 000 am na fa. waaw parce que dafa bari sénégalais yoo xam ne wax dëgg yàlla amuñu 90 000. non am na xëy 70 000. non dama la boo xam ne xam nga aussi. bu fekkee ne kenn ku ci nekk. la nekk sa poos moom ngay demee marché ni nga koy defee ci tous les autres produits dama koy baamtu di ko baamtu coow du am. coow du am parce que nag nit muy yow di man ak keneen ku mu mënti doon dans le secteur privé munoo nekk. ab maçon di liggéey bu xarañ nga ne dan lay fay bëccëg 1000 francs da nga ko fay baax dem seeti leen loo xam ne moo yem ak li lay fay bu fekkee ne kenn du sol fii jël sa oto sarse ko ne moo xam 7 places la ak nu mënti dem nga ne maa ngay jëm Ndar di fayu paas 1000 francs munta nekk ce n'est pas possible. léegi lu nekk dafa am njëgam ñun nag li ñuy sàmmoonteeg parce que nee naa la sànq gis nga liggéeyu ministère de l'élevage du rek tabaski damay dem souvent ci tabaski ci àll bi dañuy waajal ñi nga xam ne dañu itteewoo nekk opérateur tabaski ci ay weeri weer par exemple danañ wax ne daaw def nañ ko ren def nañ ko dañoo dem jamono joo xam ne buñ ci àggee njort nañ ne koom-koom yi dana mel nii dana mel nii dana mel nii dana mel nii yow nag bu fekkee ne da nga daan jël téeméeri xar bu tabaski gi desee 6 mois nga yeew lépp di leen xont sa téeméeri xar yi yépp boo demee ci fi ñu jaayee ci xarit tabaski ñoom ñëpp seen njëg daanaka dana toll foo xam ne dana jéggi dayo xalaat bi leen di jox mooy nga xaaj ko lu mat 3 wala 4 pàcc nga jël 25 yi yeew leen ci ba mu desee juróom-benn parce que am na ñoo xam ne seen poste dana matal loolu nga jëlaat 25 yoo xam ne bu desee 4 mois nga leen di soog a yeew nga faabaat 25 yoo xam ne bu desee ñaari yi weer nga leen ñu sóoraale poste sénégalais yi juróomi yeneen 25 yi des nga bàyyi leen ñu nekk ak caawa boo ñëwee da ngay am une offre diversifiée bu ko defee nag nit ñi kenn ku ci nekk sa poste la mu mate rek da nga ko fa fekk loolu mooy vision bi loolu mooy politique bi loolu éleveurs yi war a dégg nag non moom la ñu def moom moo am nee naa la tey caawa gi tey li fi commencé dugg de bati bërkaati démb ci guddi kenn xamul nu mu toll ci xar ak caawa la
boo demee dañ ci ay 70 000 75 000 90 000 en moyenne en pagaille mais nag bu fekkee ne yow da ngaa xeeb loolu te xooloo sa poste tamit c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Il faut que les Sénégalais se réajustent. C'est pas à l'éleveur de se réajuster ci benn dayo bi, mais il appartient également aux consommateurs de se réajuster. Et d'être réaliste quoi. Et d'être réaliste mooy loolu d'être réaliste. jërëjëf Ali Saleh Diop ministre bi ñu dénk wàllu càmm gi moom la ñuy dalal suñu émission au gré de l'actualité ñuy fàtte suñu mbokk auditeurs yi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci bépp bànqaas bu rajo Sénégal. monsieur le ministre am na lu mu waxoon nag jotuma ci atoon ci affaire effectivement mooy deuxième point bi affaire càccug jur gi ko. Ça effectivement elle a parfaitement raison. càccug jur gi fi mu nekk c'est une contrainte d'accès à l'élevage donte na effectivement criminalisé nañ ko non c'est elle a parfaitement raison te fi mu nekk ñu ngi ci gëstu di ci sàkku xam-xam président de la République wax d'ailleurs non maa ngi lay wax rek c'est-à-dire que ni ko président bëggee wax na ko pour ñun ñu régler ko à sa décharge wax nañ ma ne boori Noto parce que recevoir naa leen d'ailleurs waa ñi dans la région de Thiès il paraît que dañu fa am un début de solution à ça bi ma leen recevoir ñu wax ma lu mel noonu ba tax na buy tabaski wees première activité ñun bi ñu bëgg def mooy dañuy def benn CRD dans la région de Thiès pour partager résultats yooyu parce que en fait ay organisation la boo xam ne de village ak des dispositifs d'alerte yu ñu mettre en place donc dañu bëgg partager au sein d'un CRD à Thiès pour xool ak ñëpp ñi nga xam ne seen war nañu def seen gendarmerie police ñu partager ñu résultats yi ñu xayma ko par rapport au texte par rapport à tout à l'efficacité au résultat bi nga xam ne am na bu ko defee ñu mën ko yaatal ci biir réew mi donc tooguñu rek di ko xool parce que on est conscient que c'est une contrainte il faut la lever pour développer davantage. mais ci lever ko aussi dina am tuuti jafe-jafe ndax da ngay dégg sax éleveurs yi di wax seen biir ni seen i mbokk seen biir ñooy jël seen i jur loolu am na. loolu am na. ba dañ leen di protéger da ngay dem ndeke yow sa xaru nijaay wala say nagu nijaay nga jiital yóbbu kooku du la mën a yóbbu police wala bu la yóbbee police ñu négocier après ñu bàyyiwaat la. loolu aussi naka lañ koy régler. waaw ma ne loolu lépp ci biir waxtaan la xam nga fi mu ñooy wax ne am na résultat. fële ca boori Noto. waaye waxoo ñu ba tey. liggéey ak non damay xaar xam nga dama ne parce que loo xam ne dama ne dañ koy waxtaan ci benn CRD pour ñu xayma par rapport est-ce que am na cëslaay sur le plan juridique et tout ça dama bëgg ñu partager ko dans le cadre de ñoo xam ne seen liñ leen sënk mooy ñu trouver des solutions bu fekkee ne effectivement am na cëslaay ci wàllu ñu mën koo yaatal ci réew. mais nag gouvernement bi yéex na ci doxal loi bi de ndax ba ko président tuddee léegi mu ngi bëgg a mat fukki at criminalisation du vol de bétail yàgg na ba ko président. yàgg na depuis defe naa première journée de l'élevage. non concédé naa la ko. dégg nga mën la xam nga man. waaw léegi man li ci am. rek laa lay wax. président wax na ko bu yàgg baamtu ko baamtuwaat bu am. il y a des difficultés yoo xam ne origine yi c'est sociologique wax nga ko léegi. da ngay dem foo xam ne ci biir mbokk lay amal. alors mu am ci yow nga joytu ko te sa mbokk ko sa mbokk moo ko jël loolu am na ci ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen loolu lépp nag il faut que ñu mettre ko sur la table pour mën ko waxtaane ba trouver vraiment une solution boo xam ne vraiment ce sera. waaw dama laajoon sànq culture fourragère waaye tontu woo ma ci. maa ngi ci moom fàttali ko mu ñëw. culture fourragère yi. waaw alternative la. parce que damay faral di wax ne gis nga lekk ak jur. ñax aliment de bétail. c'est un supplément alimentaire même meew nag wuy dundee ñax kese meewam moo ëpp niw nag wuy dundee li ñuy tuddee ripaas. est-ce que éleveurs yi xam nañ loolu. bu baax a baax xam nañ ko bu baax a baax. luñ ci xamut amut. alors dafa fekk ne boo seetloo par exemple ñun fa la ñu dëkkee bu nawet jotee. poti tomate yi 2 kilos yi yu xonq yi la léeg-léeg bu feesee ak meew ñu ngi ko jaayee 150 francs ndax ni mu bari bu noor bi jotee doo am meew lan moo wutelee noor ak nawet ba
nawet di am ñax di am meew fële du ko am ñax gu werte ga donc par l'observation rek ñu war a xam ne ñax daanaka mooy defal ak jur ci alimentation ak li ñuy soxla ci moom ci ndawal ak ci meew autrement dit te comme ñun on est dans un pays du Sahel boo xam ne nawet bi ñetti weer la ñax mu wéy bi mu dugg du ñax mu wow moomu mooy suural jur gi looloo tax d'ailleurs aliments yi ñu wax li ci ëpp ci noor gi lañu parce que day ñëw en complément ñax mu wow mu nga xam ne daanaka dara nekku ci léegi nag alternative bi mooy c'est li mu wax dans le cadre du renouveau de l'élevage des cultures fourragères ñu ngi koy mën de façon disponibilité continue en faisant quoi ñaari mbir lañ def bu njëkk bi au niveau du ministère de l'élevage dañ fa am programme culture fourragère ñun dañoo contracté ak waa ISRA ñuy produire des semences de fourrage ñuy dem di ko jox mboolem ñoo xam ne dañu nekk ci zone boo xam ne am nañ ndox maanaam forage am na variété yoo xam ne loolu moo ca baax ay maral falfaag yu demee noonu mais am na ñoo xam ñëpp amuñ ndox am nañ yeneen comme ñebbe fourragé loolu mën nañ koo bay nawet bay ko taataan ci ndoxum yàlla mi maanaam ni ngay bayee dugub ni ngay bayee gerte te doo fay ndox da nga koy bayee léegi boo ko bayee ba pare da nga koy dagg boo ko daggee boo ko dencee fu am ker monsieur Mbeng boo ko dencee juróom benn weer ci digg noor bi d'ailleurs boo ko ubbee bu fekkee da nga ko paqueté boo ko ubbee da nga gis ne mi ngi verte ba léegi ci biir boo ko joxee la recherche a montré boo ko joxee nag wala xar dafay mel ne da nga ko jox ñax mu tooy donc ñun nag loolu la ñuy xiirtal élevage ma ci profité di nuyu une femme pionnière dans ce domaine. mu nekk daara. Barkeji. wax nañu sax defar nañu sax portrait yàggul. Awa Alassane. mu liggéey ci liggéey bu am bu mucc ayib. tout à fait. di joxe ay bouture ci li muy liggéey. mu koy jël di ko dem di ko joxe ay yeneen góor ak yeneen jigéen pour ñu di ko ji. alternative bi au niveau individuel loolu am na. maintenant plus intéressant bërki démb laa jógee boor yi c'est dans la vallée boor yi dëkk ba nu mu tudd Ross Béthio benn ferme bu tudd Teranga tey dafa am benn ñax boo xam ne culture fourragère la mi ngi tudd luzerne boobu ñoom ñu ngi ci 300 hectares yu ñu bay keroog bi ma demee foofu am na ñoo xam ne fu waaye ni jóge na fa di ñëw di jënd si ñax googu fin décembre bi ñu nekk war nañ àgg ci 1000 hectares fin 2023 war nañ toll ci 5000 hectares am na ay réew yoo xam ne tey dañ ne waa ñooñu waa Teranga li ngeen di bay lépp mën nañ koo jënd ñun ñoo lànk ñun ñoo ci soxla ba pare parce que li ñuy bay 5000 yooyu ba 10 000 yooyu parce que am nañ 20 000 hectares xajut ci Sénégal gi donc là c'est une réponse te ñu mel noonu am na ñoo xam ne am nañ 50 hectares am na ñu am 100 hectares léegi commencé na lalu ci vallée bi et c'est ça la réponse structurelle à cette question structurelle de l'alimentation effectivement à ce problème structurel de l'alimentation waaw ndax culture fourragère boobu sax dafa soxal njiitu réew mi ba ay jamono wax na ko sax ci conseil des ministres ak matuwaay yi nga xam ne war ngeen ko jël ngir nit ñi mën a ci dem ngir aliment bétail gën a doy njur gi am lu ñu lekk mais damay dellu siwaat ci tabaski ji ba tey wax ci point de vente yi ndax bus rapide de transit bi BRT bii ñuy liggéey bi dafa wàññi point yu bari lu mel ni par exemple Liberté 6 point bi dafa mel ni dafa wàññeeku fii ci lycée John Fitzgerald Kennedy daanaka foofu yoon boobu yëpp da daan amee xar mais BRT bi tey da koo nangu ba ci biir buntu RTS gi daan nañ fi def opération tabaski mais tey gisuñu fenn tey yan ñooy point yu nga xam ne ni bu fekkee ne yooyu wàññeeku na ndax dafa am yeneen point yoo xam ne ubbi ngeen ko ak yan point tey jii la nit mën a dem gis xar. loolu li nga wax nag moo am parce que maanaam point yi wàññeeku dafa sax yokk daaw fanweer la woon ak ñeent ren ñu ngi ci fanweer ak juróom-ñett. gouverneur de la région de Dakar moom moo wut yeneen point de vente yoo xam ne bon yoruma liste bi fii mais ñu ngi ci 38 yoo xam ne
mën naa ci tudd terrain agression bu nekk Liberté 6 mën naa ci tudd Njaareem Limamoulaye stade Ngalandou Diouf entrée village Gorom 2 Sangalkam croisement Ndiakhirate bari na quoi 6 ainsi de suite léegi ren ñu ngi ci 38 donc vraiment gouverneur jàpp na ci ba nga xam ne lii nga xam ne BRT bi tax na mënatuñ faa jaay ñu délocaliser yéen ubbil ñu yeneen point de vente yoo xam ne dem nañ yokk nañ ci ñeent par rapport à l'année dernière quoi donc vraiment sur ce point là mais réflexion bi war naa sax weesu loolu bon je pense que année yii di ñëw ak taar bi nga xam ne ñu ngi koy taaral dëkk bi war nañu seet est-ce que voilà ci dans les années à venir ndax est-ce que jaadu na ñuy jaay ay xar ci biir dëkk bi ñun ñu ngi anticiper ci loolu pour seet effectivement dans le périmètre nord de Diamniadio ou bien sud de Diamniadio naka la ñuy ay 3 mois avant tout à fait ñu seet yan aménagement lañ mën a def foofu yoo xam ne ku jógee foo mënti jógee gannaaw daral yi nga xam ne moom daf fi nekk grand ruminant petit ruminant ak yooyu moo dafay kundi ci nekk ñu def dara place bu mag boo xam ne dañ koy jagleel tabaski def fa commodité yi nga xam ne mënut a ñàkk boo ku jógee foo mënti jógee ci biir réew mi wala bitim réew boo ñëwee nga mën faa yebbi sa jur. monsieur le ministre am na sunu benn naataango Mariama Mané la tudd moom li muy laaj mooy ndax waruñoo taxawal benn politique boo xam ni dafay tere ñuy rey maanaam xar yu jigéen yi nga xam ni ñoom ñooy tax production bi mën a am parce que nee na li ñuy seetlu mooy xar yu jigéen yu bari dañ leen di yóbbu ci dibiteri yi wala ñu yóbbu leen feneen te ñoom ñooy jur xar yi bu ko defee xaru tabaski yi manqué ñu naan fu ñu koy jëlee. non xam nga résultat yi dafay contredire loolu. xar yi dafa yokk. yow yaay wax dafa yokk de waaye Sénégal yi ñuy déglu fii. ñu ci bari ñoom nee nañ. non c'est-à-dire que xar yi dafa yokk. c'est-à-dire que ñun aussi xam nga nekkuñ fi monsieur Mbengue. wax rek lu ñu neex. c'est-à-dire que dañuy xayma. xar yi dafa jógee ci li mu jógee ci li ma la wax léegi à 8 millions en 2012 ñëw effectivement à 14 millions ci fi ñu toll na donc dafa yokk en réalité quoi donc ñun ni ñuy bëgg rek xam nga toute politique boo ko defee da nga koy évaluer boo ko évaluer nga seet la nga xam ne mën nga ko ci retenir pour que nga mettre ko à l'échelle ak la nga xam ne da nga koy joyante bokk na ci li nga xam ne à partir de cette année sur instruction du chef d'État xam nga keroog bi ñu demee Daara journée nationale de l'élevage dafa yokk fonds bi ñuy wax fonds STAP te nekk élevage mi ngi 5 milliards par an li ñu ci jublu mooy ñu seet les jeunes yow ci koo xam ne boo xamul élevage aussi dana la jàngal d'abord ISEP yaa ngi fi sunu centre bi nekk Mbaaw mi ngi fi Mbaxanaa ngi fi centre d'amélioration génétique bu nekk Daara mi ngi fi ñu tëgg ay projet yoo xam ne ay xar yu jigéen rek la ay xar yu jigéen rek maanaam ñoo xam ne dañuy def élevage yu xar yu jigéen donc ñu encadrer avec une batterie d'accompagnement soins vétérinaires assurance parce que commencé nañ ko ren ni ñu def ma xam la ñu def dañoo woo ay éleveurs invité leen ñu ñëw ministère de l'élevage ñu invité CNAS ñu toog jàkkaarloo CNAS wax lan moo ko fi indi lan la mënal ñii du coup ñu xam lan mooy CNAS lan la leen mënal lan mooy seen bëgg-bëgg lan mooy seen intérêt ci ñu jàppoo ak def nañ ko également avec système bancaire BN2 en particulier ñu ñëw toog fii ñu woo ñële ñu ñëw toog am na ci ñoo xam ne bañ ci jógee lañ dem ubbi compte ci banque bu mënti doon am na ci ñu bari ñoo xam ne ca ñooñu lañ bokk tey ren fii mu nekk ci tabaski BN2 financé na leen loolu dafay di loo xam ne donc ci dynamique boobu la ñu bëgg initier de grands projets yoo xam ne xar yu jigéen loolu nag foofu la ñuy invité nag ñi nga xam ne ñoo yor laadum yi xam nga sélection boobu boo ko defee de façon verticale xarum 45 millions kenn du ko tabaske boo dëggee xarum 45 millions deret jaa tax du yàpp wa deret jaa tax boo ci amee nag ay sujets yoo xam ne da nga ko dugal ci 100 brebis 1000 brebis dana jur doom yoo xam ne au lieu muy toog 3 ans pour màgg 18 mois mën naa màgg bu dee doom ju jigéen nga delluwaat ko ci gétt gi bu dee doom ju góor
nga delloo ko effectivement dans le circuit commercial moo xam tabaski li moo xam amélioration génétique bi nga doon wax quoi. voilà ak yokk effectivement la taille du cheptel. surtout ci dynamique boobu nga nekkoon laa bëggoon ñëw mbiru financement boobu ngay wax. est-ce que mënul woon nekk solution boo xamante ni mën na indi lu noppaleel ci li Ousmane ak Khady Fall Coulibaly doon wax léegi ci njëgu xar bi ndax am na ñoo xam ni ay càmm lañ mais dañuy yëngu ci opération tabaski tey su ngeen jëloon koppar yu bëri teg ñooñ ci loxo teg ko seen loxo ñu dem dugg ci xar bi ci àll bi wut ay xar yu bëri jot ko mën ko jël di temps boo xamante ni xar bi na jot a màgg ba man tabaski su loolu nekkoon dina mën a tax njëgu xar bi est-ce que gën a yokk jàppandi ci góorgóorlu sénégalais bi. li sama turandoo loolu ci waxin la je donne un exemple ñun bu ñu évaluer tabaski 2020 dañoo gis ne am na ñoo xam ne dañoo jël financement à 1 mois wala 15 jours de la tabaski. xam nga boo jëlee financement ci waxtu woowu. nga dem jënd xar ma ngay jënd am na ku la jiitu ku ko jëndoon teg ci bénéfice kooku am na ku ko jiitu ku ko jëndoon teg ci muy benn chaîne et ça crée. finalement ce financement il est spéculatif c'est pas bon. li ñu wax en 2021. defaat ko actuellement mooy li ma la wax léegi déjà en décembre bu ñu évaluer dañuy bind lettre tous les gouverneurs danañ jël projet yi maanaam projet yi nga xam ne ni fonds STAB di doxee yow bu fekkee ñun mënoo ñëw rek ñu lebal la parce que ñi lebal fokk ñu yëngatu ci élevage. mu nekk ay tefanke. voilà ak kuy ak éleveur maanaam boo fekkee ne da ngaa dëkk département de Kébémer allah kulli haal porte d'entrée mooy inspecteur départemental bu Kébémer moom moo lay identifier que yaa ngi ci département de Kébémer yaa ngi village sangam mu dem xool fa nga nekk. te il faut nga bokk ci organisation d'éleveur wala jaru ko. non jaru ko un individuel. un individuel am mën na ko. boo ko defee mu jël la léegi dafa am benn canevas de projet boo xam ne dañ koy tëgg pour opération tëgg mu gën a gaaw. bu ko tëggee pare moom daf koy jox préfet ñu def ko ci diir bu stock boobu baree ci préfet rek ñu def ñoom benn réunion en interne dans le département daal di acté loolu bu ñëwee préfet moo koy envoyé ministère de l'élevage fonds STAB bu ñëwee ñu def li ñuy wax un comité technique d'approbation xool est-ce que sur le plan financier montage et tout ça jaar na yoon et que ça répond à notre politique en matière d'élevage alors bu ko defee nag ñun projet yooyu dañuy jox banques yi parce que 5 milliards yooyu ñun amuñ vocation pour lebale xaalis jox nit xaalis 5 milliards yooyu. fonds de garantie lay doon quoi. fonds de garantie fonds de bonification. fonds de crédit yooyu yëpp dañ ko lal donc ñu am partenariat ak banque yooyu comme ñii ci ahlu élevage dañu allah kulli haal yéen banque da nga leen di wàññil parce que garantie bi jëleen fi taux bi et cetera. loolu mooy financement bi loolu nag bu ko defee li ñu bëgg ñun nit ñooñu teel a déposer seen projet daal di teel a jënd ay xar 6 mois avant bu ñu ko jëndee 6 mois avant ñu dem sàmmi ko lii mooy li ma doon wax léegi li ñu tournée yi ñuy def tout le temps dañ leen wax ne kuy liggéeyal da ngay liggéeyal un marché qui a différents types de clients soxna si comme moom ci clients yu mag yi boo sàmmee xar mi pendant 6 mois nga ñëw dafa naan la lii ak caawa la man soxlawuma li xarum 90 000 xarum 200 000 laa bëgg xarum 200 000 nag dafay am nu mu mel ci dayoo loola nag boo ko fokk nga yeew ko benn moment di ko xont di jël ripaas bu fekkee ne ripaas bi nag dafa yokk alakul da ngay jënd ripaas bu seer boobu wala nga delluwaat sàmmiwaat. mbaa mu feeñaat njëgu xar mi. wala mu feeñ ci wala mbaa mu feeñ ci njëgu xar ñu ne ko donc ñu ne leen nag da ngeen koy ku ci am 100 xar da ngeen koy def ñeenti pàcc. yeewal 25 yi pour soxna si ñoom yooyu lañ bëgg. catégorie ñi nga xam ne nag c'est ay 90 000 ay 70 000 noonu nañ dem sàmmi. mën leen jaayee xaru 60 000. 70 000 comme ren. parce que bu tabaski ñooñu xar yooyu nag bu tabaski desee ay 4 mooy coggal gi ci la leen indi. di leen jaayi prix yooyu nag mooy profiter encore yéen RTS ñu baax ngeen seen antenne bi wax na ne xar yaa nga Seras di jar loolu. ak Grand Rimina Petit Rimina ak Tëgg. problème monsieur le ministre ci côté boobu. xar yooyu dañuy yéex a génn. xam nga tabaski. bu desee 1 mois rek borom kër yeeg góorgóor yeeg ñoom ñëpp seen xar
ak seen xol seen bët yëpp xar ak léegi léegi nag bu ñu toogee gisuñu façon xar yooyu danaan xar amul te xar yooyu bala muy génn mu des 4 jours wala 5 jours c'est ça xam nga loolu tey ak suba rek da nga gis coggal gi foo romb nga gis ñu jiital leen mais loolu dafay noppal ñu bari xam nga lu tax xam nga ndakaaru ñii ndakaaru gi am na ñu bari ñoo xam ne buñ jëndee duñ ko am fuñ ko def tout à fait te ñooñu aussi comme bugguñ xar mi am charge yu bari muy cher dañ koy yéex a indi te lim biñ ci yor dafay bari parce que coggal la nga ni ñu ko tuddee ci wala ak coggal la ñu sol lañ ci mais bu fekkee ne ay juróomi xar ay juróom-benni xar mooy xar yu rafet ngay yeew fii moom ngay yeew yooyu nag day cher pour del soit ci fonds stab bi président de la république ci pas conseil des ministres bi mais bële dafa wax ñu renforcer fonds stab bi mais est-ce que fonds stab bi ngeen ko taxawlee ba léegi évaluer ngeen ko ba xam ni am na impact dëgg-dëgg ci li ngeen recherché woon ci wàllu càmm gi par exemple tabaski bi est-ce que dëgg-dëgg fonds stab bi li ngeen ci jot a financé gis ngeen ni am na impact ci xar tabaski am prix abordable ci askan bi est-ce que fonds stab bi également budul tabaski bi ci yeneen objectif yi ngeen visé ci gouvernement bi ndax loolu aussi gis ngeen ko évaluer ngeen ko benn yoon bu baax a baax xam nga fonds stab fonds de stabulation tout à fait stabulation mooy yar pour mu gën a bari on finance d'abord option bi c'est la production moo tax li ma la wax nii ñoom lañ gën a fësal dañuy jël ñoo xam ne seen métier li ñu bëgg mooy wut ay xar di ko sàmm parce que nee naa sànq dama ciy wax bu baax a baax ministère de l'élevage et des productions animales. La vision du président de la République, c'est une vision productiviste. Monsieur Mbeng, nous sommes 17 millions de Sénégalais. Am ay besoin ci yàpp ak ci meew. Dañoo am un croît démographique de 3,5. Maanaam population bi day yokk at mu jot. Noonu mu yokkee ci lay besoin ndawal li ak meew mi di yokk. Ou illa ñu def des efforts pour augmenter les productions nationales pour couvrir la demande nationale wala ñu jëgaati ko bitim réew jëgaati ko bitim réew nag mooy jël sunu gafeke di financer en fait l'élevage l'extérieur option bi président am nag mooy bi mu tuddee ministère de l'élevage et des productions animales mooy bu njëkk bi il faut que ñu fouetter la production nationale bokk na ci fonds stab bi muy jël ci gafagaam ñi nga xam ne dañoo bëgg a nekk dans la production ñu financé leen loolu la ñuy jiital ci lépp dafa fekk bu ñu demee ba li tax nit ñi gën di tudd ci tabaski gi dañuy dem ci benn période boo xam ne dañuy dugg ci le fonds de commercialisation mais du suñ métier taxu ñoo jóg dañuy aider pour que ay nit ñi nga xam ne financé woon nañ leen ñu yokk seen ak jur am ñoo xam ne seen métier mooy jaay parce que jaay métier la ñooñu dem jënd ca ñooñu pour àggale matériel liggéey bi nga xam ne moom lañ defoon ñu koy indi ci taax yi di ko jaay delluwaat leen seen xaalis. mais facture laitière bi ba léegi wàññikoogul de. si ca jamono yi Ablaye Wade ba léegi. ma ngay wàññeeku bàyyi ma wax la kay. alors génneel statistiques yi bokk. waaw statistiques yi leer laa lay génnelee diggante 2012 ak 2021. nga tableau bi c'est un tableau de bord qui te permet de dire un peu l'évolution effectivement de la production laitière ak viande et tout. En 2012 ñu ngi woon ci 202 millions de litres par an actuellement ñu ngi ci 283 millions. di importation. non production nationale. Man toujours production nationale lay wax 202 millions de litres lañ daan produire. En 2021 ñu ngi ci 283 millions. Une augmentation presque de 43%. mais 40%. est-ce que lait boobu yëpp consommé nañ ko parce que lu ci bari day yàqu. lu ci amul ay unité de transformation. amul ay. mais bu yàq bañ koy tuur ci mbedd yi ndax loolu bàyyi nañ. centre refroidissement yi yooyu yëpp ay jamono amoon na. Jolof moom loolu yàgg na fa bëri moom. mais amatu fa mais bari amatu fa. waaw pare ngeen léegi parce que léegi da ngeen may déglu mu tontu leen. ñoo ngi lay sax-saxe. voilà alors xam nga Jolof ga ma dëkk wax naa leen ko sànq. bu nawet jotee poti tomate yooyu yu 2 kilos bu feesee entre 150 200 lañ koy jaay sur une très courte période 3 mois bu weesoo amatul li nga xam ne gouvernement def na ko mooy ñooñu def am ay coopératives ñu accompagner leen pour que ñuy mën a taataan mais moom
di ko def ci ay tànk amul fu distribué wut ay tànk laitier ci anaar soosu. unité de collecte quoi. voilà ay unité de collecte ak ay tànk laitier pour garder meew mi ab diir. am nañu sax financé na sax ay des prix subventionnés ak ay dons surtout ci jigéen ñi ay motocyclette yoo xam ne dañuy dugg di indi meew mi mais loolu 3 mois la teyit sunu nag yooyu ba ca gën a mën a indi meew 3 litres la ca jamono jooja optimum 3 litres la par jour pendant 3 mois wala du ko mat tant que ñu ngi woon ci système boobu te suñ population di màgg ñooñu li ñuy produire mun tam matériel li nga xam ne moom la ñu soxla président de la république ne léegi pour aller plus vite damay def l'importation de génisses gestantes. ay gouzra ak ay. non gouzra viande la non gouzra viande la mais ay Montbéliard Holstein Jersey ak yooyu ak France xam nga li mu ci jublu mooy ñaar benn bi xam nga ñooñu boo leen indee bu ñuy ñëw ñun dañuy tànn yoo xam ne ay wëllu lañ yoo xam ne dañu ëmb bu ñuy ñëw rek 2 mois 3 mois après dañuy am doom donc meew day daal di dugg bu meew duggee premier élément deuxième élément mën nañoo indi ay doom yu góor yooyu ñu jël leen jaxase leen ak suñ jurgale muy amélioration génétique ñu jur ay croisés yoo xam ne dans certaines conditions d'exploitation daanaka ñoom aussi dinañ dem ba 15 à 20 litres fekk si ñii ñu ngi 20 à 25 jëm 30 ci lactation bu ñu demee en fin de lactation loolu nag donc boo gisee politique la boo xam ne ñaar lay viser augmenter la production nationale améliorer génétiquement nos races lesquelles vont entrer dans un cycle de production également beaucoup plus important loolu nag le président def bi ñu ko évaluer mu am njëriñ ñu def ci ñett 2017 1200 2019 1000 2021 daaw 1242 ñooñu démultiplier wu nañ ak day fekk avant loolu am na quand même ñu doon jënd individuellement loolu cheptel boobu boo ko xaymaa tey toll nañ ci presque 15000 race pure waxuma nag croisement yi yooyu nag moo indi résultat bi parce que man aussi monsieur Mbengue dama bëgg lu ma ci wax rek dafa am fu muy déparé bu fekkee ne dañu déparé fenn te indiwul dara ñu soppi mais meew mi ñu produit nga wax ni may ma tuuti ma wax la damay jeexal rek gis nga meew mi ñii ci ñaay bi boo xottee ñaay bi yëpp presque da nga fi gis lu ma 200 fermes kenn amul benn litre boo xam ne ma ngay yàq wala ma ngay lamb. kon daal yees nañ jamono yu ñuy tuur meew mi. non fii ci intensif bi. gis nga boo demee place de l'Indépendance tey soxna yooyu di ñëw jaay ak ñiy gaare di oto ci ferme yooyu la gis nga ferme yooyu ils ont un modèle économique. am na bugguma tudd turam pour def publicité am na benn usine buy defar ay meew def ko ci ay bac. une partie moom lañ koy jaay. defal publicité te fay rek après. non non loolu kay du dara. ñooñu lañ ko defee. li ci des. maa ñoom ñu ñëw fii li ci des. am na soxna yoo xam ne tous les matins. ñu ñëw ci ferme yooyu jël meew moom ñii jaay les frais ñii wayel ñëw di jaay soow donc dara des ñii ferme yi ma lay wax ñu ngi commencer maintenant di installer des unités de pasteurisation. pour mën a léegi kon li ñu doon importé ci meew kon facture wàññiku na. wàññiku na bu baax a baax. de 35 milliards. léegi ndawal gi laay wax bàyyi ma wax ci ndawal gi. ndax li nga fi wax ñëpp. ñu des ci meew mi ba pare. waaw ñu ndawal bi may ko tuuti ci meew mi des. mais waaw dañuy des waxal. mbéngeen bi mel na ni ndawal gee ko gën a soxal. bala muy wax suñu besoin ci meew mi ngi toll ci 700 millions. 700 millions de litres. ñun ñu ngi ci à peu près 250 gap bi bari na. gap bi bari na di monsieur torop dafa bari. non dafa bari. facture laitière bi ñaata la woon du 10 milliards. non yow looy wax nii. xaw ma 50 milliards. non dama nga woon bii président ñëw na nekkoon na 75 milliards. 75 milliards tout à fait moo tax may wax loolu. léegi wàcc na ba presque un peu moins de 40 milliards. ba tey bari non bari na xam nga lu tax. bari na de. xam nga non bari na xam ku nekk nag da nga yenuloo attan. nañ ci waxtaan. xam nga meew
boo gisee gap boobu li nga xam ne lépp li nga xam ne moo koy remplacer. mooy pëndax meew. pëndax meew nag dafa jarul dara fa muy jógee. non boo déggee. dañ koo xàmmeetul sax. non dama lay wax. non dañ koo xàmmeetul sax. non yéen a ngi fàttaliku. am na ay jamono. man def naa ci ay gëstu. am na ay jamono ba ngeen daan fàttali ay Champs-Élysées am ay citerne meew. coopérative laitière ñuy def grève ñëw ba Élysée rek ñu ubbi. mu sotti yéen a ngi fàttaliku loolu. tout à fait. parce que boobu dañ leen a defoon ci système quota. pour bañi prix yi daanu dans l'Union européenne. Union européenne dafa exiger woon ñi rek coopérative laitière yi ñu am quota boo xam ne ci la ñuy yem. parce que l'élevage laitier était tellement développé que bu ñu leen bàyyi yoon day am une sur-offre bu amee une sur-offre nag day tax prix yi daanu. donc politique Union européenne à l'époque c'était de limiter des quotas par pays. mais ñee seen technologie ak seen développement laitier dem na ba fa xam ne finalement c'était des machines à produire du lait. léegi nag ñu ne buggatuñ ñu tënk leen ci quota yu. na leen ubbil kay xëy na ñu dem Afrique wala feneen ak feneen jaay ko. léegi nan lañu def mais c'est important li ñuy wax. ñu àggale loolu. am na ci ñoo xam ne ni ñu def mooy ñu développer ay innovation parce que valeur ajoutée bi mi ngi ëpp ci les produits transformés. tout à fait. léegi nag ñuy teggi niw gi doon am ci meew moom def ci ay fromage ak yu dem léegi meew bi nga xam ne daanaka niw amatul matière grasse. boobu lañ def ñu dem importer. ay Malaisie ak yooyu l'huile végétale. produit de la graisse jaxase ko ak meew moom def de la poudre. c'est ça qui fait que le prix de revient était très bas. donc parce qu'il y a plus de qualité. voilà léegi nag yow li may wax nangu nga ko yow mi nangu ko maanaam boo amee 100 francs am sa sachet meew da nga naan moo gën a noppale. moo gën a mais élément nutritif yëpp. waaw mais non dama lay wax rek liy expliquer man dama bëgg toujours ñuy expliquer pour que les gens comprennent. tout à fait. et donc nous sommes un pays ouvert. c'est ça. mënuñ leen bàyyi ñu bañ a ñëw. donc concurrence day am. donc ñun c'est à nous maintenant d'imaginer des solutions pour année après année di jël ci loolu. tout à fait. et en développant peut-être une sensibilisation sur la qualité nutritive de nos laits. et cetera. loolu nag c'est un travail effectivement de longue haleine. ci wàllu meew ba tey ci wàllu meew bi monsieur le ministre mel na ni benn pàcc bi tontu nga ma ci ndax ci li nga xamante ne mooy production lait en poudre bi laa doon ñëw ku ne xam na ne li nga souligné léegi ne qualité bi surtout day des waaye dégg naa ko xam-xamam màcc ci wàllum lekk lu yàggul fan yi mu biral ne sunguf meew moom ñàkk ko consommer moo gën consommer ko ndax amul lenn lu muy def ci njeexital ci wàllu ko meññeef ci wérgu yaramu nit buñ ko méngalee ak meew mi nga xamante ni moom lañ rattate naan ko donc meew bi ñu rattate naan ko junj nga ko léegi 5 millions yu ñu ci soxla jotandi wuñu ci meew mi nga xamante ni ñàkk ko consommer moo gën consommer ko lañ koy mottalee kon est-ce que jafe-jafe amul foofu muy doy sëkk ngir ñu mën a teg politique yu am solo ngir li ñu soxla ci meew ñu mën koo jotandi beneen mbir wax nga ne xëy na taxi yeeg lu ni mel bariwul woon moo tax jotandi ci meew moomu doon yomb waaye du jamono yi ndax am na ci bi ñu yaakaar ne mooy bi gën ci meew yi jóge na ci 28 000 dem ci 42 000 tey te ñeenti fan a ngi man ci sama bopp ma koy wër mun ma ko teg bët donc loolu tam jafe-jafe la boo xamante ni xëy na yéen war ngeen a mën a trouver solution boo xamante ni dinañu permettre suñu bëgg-bëgg ci wàllu meew rawatina ku ne meew na tout tànk te am na lu am solo lu muy def ci yokkute dundinu tout tànk yi. politique bi c'est très clair mooy fexe augmenter suñu production nationale augmenter suñu production nationale la mooy jaareel ko ci ñi nag yoo xam ne am nañ kattan pour boo leen rattee ci journée bi ñu am luy ëpp parce que c'est une affaire de génétique d'abord. sunu nag yi nawet boo déggee may nawet ñu nekk ci condition optimale de production. ñax mi santé bi et cetera ñuy def 3 litres. mais nawet googu 3 weer la. yàggul. bu ñu taxawee foofu mënuñu taxaw foofu rek naan meew fokk ñu soppeeku donc président de la République ne ñaar
dañuy def campagne d'insémination artificielle. PRAPS bi nekk ministère de l'élevage ci lenn ci li bi liggéey loolu la PEDEPS kazalik mais beneen bi mooy li ma lay wax ni le ñu indi directement ay nag yoo xam ne dañoo ëmb bu ñu ñëwee par cohorte bu ñu ñëwee daal di bu ñu ñëwee jur muy meew moo xam ne day yokk suñu production nationale nag yooyu donc dañuy ful at chaque fois que ñu tëbu ba am góor yi nga xam ne ñoo ci am également ñu jaxase ko ak sunu nag yi pour faire au lieu de l'insémination on fait de la monte pour permettre en tout cas la production de croisés pour augmenter li nga xam ne moo ci c'est ça la vision donc loolu daf ñuy permettre ñu def raccourci loolu moo tax ñuy grignoter ba agsi fii tey boo xoolee la courbe bi nga xam ne bu ñu ko rëddee la production annuelle de lait au Sénégal fin 2017 la commencé yéeg te fin 2017 boobu te 2017 moo correspondre avec la première importation hygiéniste l'instant ça veut dire quoi ça veut dire que cette importation a impacté la production nationale de lait. léegi ci ndawal bi. est-ce que doo may mën a dugal foofu question sànq ba léegi waaw mën na ànd ñaari laaj la rek. lépp ci ndawal bi la jëm. c'est-à-dire li nga wax ci ay résultats ci wàllu meew mi est-ce que loolu aussi valable na ci ndawal bi parce que boo demee sur le marché. de la viande. njëg gi day yokk rek. kilo yàpp nag defe naa mi ngi ci ñaata. léegi luxe la léegi kilo yàpp kenn fooyeetu. juróom-ñetti téeméer ci jamono yoo xam ne doon na jar sax 2700 1600 ah gis nga. yàpp xar moom mi ngi ci junni. léegi mi ngi ci 4000 francs. bon du indi quelque part contradiction c'est-à-dire leeralul ni résultat am na ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def pour production animale bi. jox ko may mën a lanc kay Ousmane Sakka mi ne sama lanc. kon loolu laa ko bëggoon a laaj. borom kër yëpp ndax ñi nga xam ne borom kër yi ñi nga xam ne ñooy waaye góorgóorlu yi sonn nañ trop. gis nga ñun bi ñu yéegee ba tey wàccul. gis nga ñun bi ñu nekkee au lycée. bu ñu daan dem vacances dañoo amoon groupe bu daan dem vacances quoi. alors bu nawet xam nga nawet dañuy dem vacances. boobu suñu yaay yi nag bu ñu ñëwee vacances kenn ku nekk sa yaay day aye. maanaam sa yaay dimanche mooy ay jënd ci marché dimanche bi. mooy jënd ab gàtt. bu ko defee lundi ñu dem ci déeg yi mel ni ku nekk géej. waaye ci déeg yi la ñuy dem foofu lañ koy rey mel ni ku nekk Ndakaaru. boobu demoon nañ bay am bay 3500. dootul léegi de. addinaa dox. léegi kilo yàpp sax jarul 3500. moom laa la wax dama la ma ne la addina mooy dox. kilo yàpp bii ñuy wax nii. ci fin 2021 bi ci la commencé yokk danañ ñëw léegi ci li tax mu yokk mais bu ñu méngalee li nga xam ne. bu leen ñëw ci li tax mu yokk nu ngeen def ba mu wàññi ko. maa ngi ñëw mais dama lay wax fi ñu toll góorgóorlu bi daal looloo ko jot. non dama lay wax fi ñu toll ba pare parce que aussi. nit ki bu liggéey li mu liggéey da nga koy wax li tax ma lii laa def li tax ma ñëw ba am lii laa def. d'accord. 2012 bi président di ñëw ñu ngi woon ci 189 000 environ yàpp production nationale contrôlé parce que dafay leer xam nga sogaas a ngi fi maanaam abattoir yi ñun ministère de l'élevage dañoo am agent boo xam ne mbooleem fuy abattoir ci Sénégal dafay xëy pour inspection de la production donc foofu dañuy am des statistiques quotidien bu ñuy agrégé à la fin de l'année ñu def ko bu ñu demee également ci ay màggal yu demee noonu à partir du forail fi nag yi duggee foofu la ñuy traquer en fait les volumes de viande yi nga xam ne dañ koy am ci des événements exceptionnels. Tout à fait. Ça c'est contrôlé et ça a tourné autour de 189 000 en 2021, en 2012. 89 000 tonnes. 189 729 environ tonnes par an. Actuellement, en fin 2021, nous sommes à 305 900. Donc il y a une augmentation. Loolu, ça veut dire que benn jur yokk na pour ñu mën a parce que boo seetloo lii ça va correspondre à 95% des besoins nationaux. 5% moo jógee bitim réew. C'est des animaux sur pied. leneen li nga xam ne daf cee yokk te dafa am solo muy là j'avais convoqué la filière avicole. xam nga
tey ci tey ganaar gu nit lekk fii ci Sénégal fii la juddoo tey ñu ngi produire 1,2 milliard d'œufs de consommation contre 525 millions en 2012. C'est très très important. Fi mu nekk ñu ngi ci 90 000 tonnes de viande de volaille. Qui est une alternative à la viande rouge. C'est 55 000 emplois fixes permanents. Loolu ay politique ñoo ko joxe. Maintenant la viande bi ñuy wax yàpp ganaar. Y a un glissement boo seetee ci consommation yi. am na ñoo xam ne parce que ganaar 2500 yàgg na fi. léegi jaratu ko de. non maa ngi ñëw. non xaaral ma ñëw parce que lii jaratu ko matul at. non dafa ndànk damay expliquer lu ci nekk ñun dañ koy topp. dañoo dem ba finalement ni ñuy lekkee léegi ganaar yàpp ganaar mais y a quelques ans daawuñ ko woon lekke am na ñoo xam ne dañu bàyyi sax yàpp wu xonq yàpp wu nag gàtt wi dem di jënd ganaar parce que moo gën a yomb. 2500. donc y a un glissement. nag yi comme ni ma la ko waxee tey gis nga boo demee tey Jolof dans la zone sylvopastorale dafa am jamono joo xam ne éleveur bi dafay xaw di xaaj li nga xam ne moom lay produire dafa naa man que lii kat ren lii laa war a jaay parce que ren bëgg naa def lii bëgg naa tabax lii bëgg naa def lii donc gis nga raisonnement bi dikk léegi en tant que acteur économique. donc léegi éleveur bi dafay opérer ay choix bu defee ay choix li nga xam ne mooy ak juróom nag du njëkk da daan jaay mel na kuy jaay di jaay daf naan lii laay jaay lii dama koy bàyyi mu dem màngaan. loolu bu ko defee bien que en valeur absolue nombre de nag yi ñëw day gën di bari mais relativement day wàññeeku. loolu moo tax nag après espace de pastoral bi également day wàññeeku. tout à fait. parce que y en a là 17 millions d'habitants. On a besoin également de produits végétaux. Espace culturel bi mi ngi yokk. Il prend sur l'espace pastoral. loolu nag fexe na ba nga xam ne léegi nag ñuy delloo di dem plus ou moins à la stabilisation. da ngay gis léegi ay juro yoo xam ne ay nag yoo xam ne bu njëkk ci àll ba lañ jógee ci càmm gi lañ jógee rek dem abattoir maanaam amutoon charge. léegi nag dangay li ci ëpp dañuy dem ba finalement benn nag yooyu sax dañ leen di delloo si di leen jox ripaas. yow li leen yafal di leen yafal. loolu moom mooy expliquer. loolu mooy expliquer njëg lii ñuy wax nii. dama doon expliquer rek. moo tax mu yokkee noonu. alors man damay jógee foofu jóge ci njëg yi laaj la foofu fi ngay waxee ndax wax nga ci nangami junni tonne ci nag ak xar yu ñuy rey ginaari nangam mais ci tabaski leen jëm nii te ci rey leen jëm. ci wàllu saytu gi ndax rey faaw ñu saytu ko wala ñu koy rey vétérinaire yi nga xamante ni di docteur yi ñoo war a saytu googu yàpp boobu wala ñu koy consommer est-ce que doy doon doy gu sëkk di saytu bu yàpp boobu yëpp nga lim ci wala ñu koy lekk. waaye turandoo xam nga amul médecin ak vétérinaire bu ñëw sa kër di la xoolal sa xar bi ngay rey. may ma tuddi c'est-à-dire que non c'est-à-dire que mais est-ce que ñu ngi ci daral yeeg ci foraay yeeg yooyu nangam. parfaitement. ndax xar yi foofu la ñuy jógee. d'abord nee naa la sànq gis nga mesure boobu président de la république jël pour par exemple dindi taxi ci xar yi dugg. day tax ki doon nëbbatu pour dugg Sénégal sax amatul intérêt pour nëbbatu. léegi nag dañuy jaar ci yoon yi nga xam ne dañ leen ko ubbil foofa bu ñu dugg. contrôle sanitaire am foofu ma nga fa taxaw. pour xool l'état du cheptel qui vient de l'étranger. parce que ñun suñu jur. ñu ngi koy saytu ci li ñu mën saa su nekk. mën nañ ci dugg léegi également am nañ système de surveillance épidémiologique. boo xam ne ak fiir la. boo xam ne dañ ko lal ci réew mi yëpp. point de départ bi c'est l'éleveur. éleveur bu am benn jafe-jafe ci sa jur. am nga contact agent vétérinaire bu nekk dans la zone. da nga ko war signaler. moom ngay signaler moom moo fay daw démb rek par exemple toog na parce que man sama téléphone aussi mi ngi ci mbedd mi. dama ko jox ñëpp nëbbuma ci dara. démb rek man de minuit dañ may woone ma ñaari nag dee na bel sàngam. bu dee guddi ma woo inspecteur régional départemental agent bi le système fonctionne comme ça. ñu dem et j'ai des rapports
sur ma table léeg-léeg nag wu fër la nag wu lii la voilà on fait des prélèvements et cetera donc suñu jur dañ koy saytu noonu en permanence donc li dugg dañ koy saytu buy dugg am na loo xam ne day jógee directement ci àll bi ñëw par exemple marché foraay bu ñëwee marché foraay ci marché foraay bi ci boppam am na Sogas aussi fi ñu leen reyee on a des agents vétérinaires tey amut abattoir bu Sénégal booy dem boo xam ne doo fa fekk agent ministère de l'élevage pour muy saytu loolu donc c'est ça le dispositif de surveillance pour yi ñuy def pour mën a saytu monsieur le ministre waaw Ousmane nga may ma tuuti rek monsieur le ministre dafa am lu am solo lu mu wax comment concilier l'espace pastoral et culturel ndax ay xiiroog ngaayoo day faral di juddu ci diggante sàmmkat yi ak ñi nga xam ne ñooy baykat yi bi ci des dañu ne autosuffisance nee nga fi ñu toll ni ci wàllu tabaski de xaw ma nag ci ndawal li ñuy dundee ci at mi yëpp. daaw nous étions à 2 points. ñi ngi ci 2 points. daaw waaw. daaw xëy na ren ji ci benn point maanaam fukki. xar yoon ren di xëy na benn ba la ñuy jéggaani. bu ma comprendre non statistiquement peut-être ça va être à 1.9. 1.9 waaw voilà c'est-à-dire que glissement bi benn xarak lu teg. mooy dugg ci réew mi. voilà c'est ça. xam nga dañu newoon ba ñu yeggee 2017 dañu newoon autosuffisance en riz bu ñu yeggee 2017. tey am na beneen programme bu wuutu PRACAS ne 2035 suñ ca yeggee Sénégal dina mën boppam ci lu bari. léegi kañ lañ xam ne tey ci tey nga wax ko fii rajo Sénégal auditeur yaa ngi lay déglu. bu ñu ca yeggee Sénégal dina mën boppam ci xar. non du ma la ko wax. ah di nga ko wax nag. xam nga nag. loolu nag war ngeen jëndal xel yi nag. da nga ca la xel. bañ tëjee Mali Sénégal yi feebar monsieur le ministre. non même loolu war naa leer de. même tuuti ça n'a aucun sens. ah non def na moi je m'explique. ça n'a aucun sens de faire une déclaration tey fii ci RTS gii. ma jógee fële ñëw di wax ak ngeen tabaski ngeen na dans quelle année. nga dem 2030. mais au nom de quoi te wéru ko fenn. et pourtant ba ngay def sa tournée wax nga fu nekk nii xar yi dana mat dana doy daan atteindre objectif bi. parce que dama am nattukaay bi tax. waaw amoo nattukaay bu lay war ni nag fii ak 2035 y a plein d'impondérables danaa la expliquer man li may wax lépp dafay leer. kan moo la mënoon wax ne tey guerre bi dana am. Ukraine. ba jéggi toll fii. waaye guerre bi yemut ak loolu nag monsieur le ministre. en kay. ah nu mu yabee. yow 800 sa micro waaw. dama lay wax ñaari mbir. xam nga moi je suis dans la recherche. man aussi dama jikkoo ne du ma la wax dara loo xam ne c'est pas adossé à des données factuelles loolu man mënuma ko. kenn mënuma woon wax ne Covid dana am Covid ba mu amee luy bato taxaw na. dëgg la. luy bato di indi intrant agricole taxaw na luy bato di indi mboolem loo xam ne dañuy jéggaani bitim réew taxaw na. or Sénégal tolluwutoon foo xam ne mën na produire tous les intrants. mais loolu ay facteurs exogènes la rek. non mais moom laa la wax. mais ces facteurs exogènes sont là partout. xam nga lan moom am solo. nee naa sànq man maa ngi woon ci tabaski passé à 2 points. c'est un indicateur que nous suivons. je travaille naka laay def ba améliorer indicateur boobu. mooy lan damay agir grâce à notre campagne de vaccination. je vais mettre davantage de moyens sur la vaccination pour diminuer le taux de mortalité du bétail. su ma ko wàññee ko ça augmente l'offre. ça va dépendre maintenant ñaata laay def ci loolu. ça dépend de la capacité financière de mon pays. étant entendu que je suis dans un pays où il y a des arbitrages multiples, il y a plusieurs priorités. kenn moo xalaatoon ni Covid dana am ba tax président xoolaat effectivement la li ci ëpp mu réorienté ko dans le système sanitaire pour que ça soit résilient. non c'est une bonne approche pragmatique may ma tuuti qui permet da ngay cerner d'abord boo cerner les indicateurs rek nga xam quels sont les déterminants de cet indicateur là nga seet déterminants yi ban moo ci gën a impacté nga song boobu boo ko amee tu as plus de résultats et c'est comme ça le pilotage en tout
tout cas que nous sommes en train de faire. Mais déclarer de façon péremptoire comme ça, ça n'a pas de sens. may ma tuuti Ousmane mu tontu déedéet li ma ko njëkk a laaj mooy comment concilier espace pastoral et espace culturel boobu am na solo. conflit éleveur. Voilà, c'est ça. Li mu wax am na solo. Xam nga on a une loi agro-sylvo-pastorale qui va passer peut-être à la prochaine législature. bi ñu ko yàggee tëgg ay at a ngi nii. C'est une question complexe. Xam nga élevage dafay laal fu bari. dafay laal ci gàncax gi dafay laal ci jaww ji xam nga boo gisee sax ñun l'option du gouvernement du Sénégal daanaka tout l'investissement état du Sénégal moo ko def parce que benn moment il a été très difficile am ay bailleurs yoo xam ne dañuy financer élevage xam nga lan la ñuy wax ñoom dañu ne élevage boo koy def tu participes à la destruction de la couche d'ozone ma ne leen ay jamono xëy na boo demee en Amazonie il y a des forêts nga xam ne dañuy gajj pour mën a am espace pour def élevage loolu mais fii moom am na espace am nañ yay koo xam ne mën nañ def léegi nag wax naa la sànq ne cëslaay li mooy 17 millions d'habitants la ñu am day màgg parce que bu njëkk li nga daan gis ci àll gisatoo ko parce que population ak dëkk yu bees ñooy kii léegi nit ñi dañuy wut fu ñuy dëkkee kenn mënut a sàmm ci biir néegi nit ñi yokk dañuy soxla dugub dañuy soxla ceeb dañuy soxla gerte gu bari loolu nag effectivement ci àll bi la lañ ko muy dem nag di fekk si li nga xam ne woon tey mooy espace pastoral mooy indi yenn conflit léegi nag adaptation système agricole yi ak système pastoral yi ci la ñu nekk xam nga sànq nee naa la dañu concevoir actuellement des unités pastorales bu ñu unité pastorale bi ça nous permet de travailler à la préservation des ressources nationales maanaam bu ñu ne fii ab unité pastorale la foofu mbay du fa am mais la fa nekkoon ci ñax dañ koy sàmm benn sàmm façon boo xam ne day ñoŋ bu daan jeex ci ñaari weer dana gën a bu ko defee bu ñu desee ci espace pastoral boobu dana permettre jur gi bañ a dem fenn foo xam ne dana dem tasanteeg effet ça c'est une des réponses en tout cas qui est envisagée pour ça. waaw kon laataa ñuy tëj rek dama bëggoon mu defal ñu xayma tënk ci tabaski ren bi ban bilan la ciy def ndax bu ñu xaymaa bu ñu méngalee li nga xamante ne moom la wax ci début bi muy besoin bi ak li ñu amagum 20 junni ci ay xar moo manqué nan lañu mën a def déwén ba 20 yooyu mu mën a ñëw mooy maanaam perspective yi ngir tabaski déwén nga ne lu ma wax dafa ne 20 junni xar moo manqué pour ngeen atteindre objectif pour ñu atteindre objectif bi non bu ñu méngalee on n'est pas encore arrivé à terme on n'est pas arrivé à jour J moins 5 la situation à jour J moins 5 par rapport aux besoins de 810 000 nous sommes à 770 802 waaw loolu mooy 20 000 xar moo des non ëpp na loolu Adja da ngay xaar ba jour J moins 0. waaw fu lay gisee ba laajal la ko. boo ma woowee nga defal ci situation man laaj bi foofu mooy. ndax bu nee suba la tabaski samedi. laaj bi jeex na. dinañ jàpp ni Sénégal yëpp dinañ gis xar te dina yomb ci ñoom ñëpp dañ mën a am tabaski ci jàmm. ma ne li muy wax samedi ci guddi. xar yi ñu ngi fi. am pagay li ñu amoon ren ci dispositif commercial bi amuñ ko woon daaw encore une fois. ren ñu ngi ci à jour J moins 5 777 802 contre 735 210 donc am nañ un excédent de 42 592 à jour J moins 5 c'est très clair. d'accord léegi monsieur le ministre laaj bu ndaw rek bu gàtt muy der yi. tabaski la ñu nekk ay. presque 1 million de gàtt daan ko rey. li nga wax am na solo trop der yooyu yëpp nag nan ngeen ko def ak est-ce que ministre de l'artisanat dana ci liggéey ak yéen ngeen xool nu ngeen ko def non seulement dana yàq environnement bi. dana xëy na wulli bi lan ngeen ci nar a def. lan ngeen ci nar a def non c'est une bonne perspective. c'est une bonne perspective. daaw on a tenté une opération en mettant en place des groupements de jeunes. yoo xam ne ci Fonstat bi ñu financer leen pour que ñu dem wuri der yi. pour ñu mën koo jël daal di ko wulli mën koo jaay embryon la woon dañ ko commencé woon daaw ren nag j'avoue que effectivement renouvelé wuñ ko
parce que nous étions pris par d'autres considérations yoo xam ne moo ñu gënoon a itteel ba mais c'est une bonne approche yoo xam ne filons la également pour développer l'emploi mais également donc vous avez parfaitement raison il faut aller dans ce sens-là. Très bien. Monsieur le ministre waxtu wi jeex na xanaa looy tàggoo rek. xanaa di leen gërëm di leen sant di wax sénégalais yi ne il faut que ñu bàyyi xel élevage ñu xam ne politique yi nga xam ne président de la république daf ko mettre en œuvre dafa am njeexital lu fes lu leer ci résultat dans le domaine de l'élevage buñ ko seetee ci yàpp wi production nationale dafa yokk meew daanaka même suñ ko àggalewute aussi matériel na tabaski aussi chiffre daaw yi ak ren yi wane nañ ne li nga xam ne Sénégal daf koy soxla ci tabaski li ci ëpp te dafay yokk xari Sénégal jëmukaay yu bees bi kay mooy ñu ubbi bët yu ñu bari ñu xam ne élevage bu ñu ko considéré te comme benn affaire boo xam ne ca kaw ga rek la nekk dafa di secteur boo xam ne Sénégal mën na ci teg tànkam pour améliorer sa croissance pour loolu nag dañuy soxla ay loxo ay nit yoo xam ne tey dañ ci ñëw dugg ci soxlawuñ ñoo xam ne comme ñu sant Njaay ñëw tonn niiw gi dem dañu soxla ñoo xam dañ ñëw sax ci dakk ñu ànd ak ñoom def benn grande coalition pour suqali sunu élevage yu réew yóbbu ko ci ay jéego yoo xam ne président amorcé na ko pour ñu accompagner ko pour mu gën a avancer. jërëjëf merci monsieur le ministre Ali Saleh Diop ministre de l'élevage et des productions animales. c'est bien ça. c'est bien ça. Mangok yow lañ doon dalal kon sunu émission au gré de l'actualité muy émission bi ñu tuddee xew-xewu jamono te rédaction bu journal Parler di ko amal ñuy fàttali émission bi weer wu jot lay am ci alxames bi de préférence ci turu kilifay RTS yëpp kon ñu ngi lay gërëm ci wuysi bi ñu wuysi woon am nañu yaakaar ni lu ñuy waxtaanee tey jii dina amal njëriñ sénégalais yi nga xam ni ñoo ñu doon déglu te it dina dalal xel ñi nga xam ne ñu ngi wër xaru tabaski comme ni nga ko waxee am nañu yaakaar ni sénégalais bu nekk soxla ko di nga mën a am ren xaru tabaski incha allah te xëy na déwén loolu it dana gën a yomb ndax loolu rek la sénégalais yi bëgg. ñu ngi gërëm it sunu naatango yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci wàllu waxtaan wi Ali Ndiaye Diouf madame si Khady Fall Coulibaly Kodou Diagne ak Maymouna Seck madame Baro gërëm techniciens yi ñu àndaloon ci wàllu liggéey bi it Céline Diop Marie Claire Sène kii di Ibrahima Fall Khalifa Lo je crois suma jumul gërëm bu baax waa CDM kii di Modou Diop waaye it Marie-Jo Faye gërëm it ki nga xam ni moo di Matar Sarr damay fàtte turam moom ci technicien yi la ñu ngi gërëm également waa rédaction bi yëpp Demba Malick Mbodj ci wàllu coordination bi ak Arona Diouf ak kii di Ibrahima Sadi ak it Ndeye Aram Mbaye du ñu fàtte kenn monsieur le ministre jaajëfal nañ la yàlla nañu yàlla may ñu julli ci jàmm te it réew mi ñu sàmm ko ba jàmm rek sax fi yàlla defal ñu jàmm defal ko njaboot gi yëpp mbokk yi lii moo doon seen émission au gré de l'actualité ñu leen di tàggu fii di leen dig daje ba beneen yoon jàmm ak jàmm ba beneen wasalaam. juróom benn waxtu jot na ci rajo Sénégal boobu le waxtu moo jot ci tubaab jalaaw ci Ndakaaru
njiitu réew mi ubbi na ci suba ci Ndakaaru benn ndaje IDA di benn pàcc ci banque mondiale njiitu réew yu bari teewe woon nañu ko. Macky Sall nee na Afrique mënatul rekk di yaakaar ci blé buy jóge ci Europe ngir dund. Macky Sall ne nag Afrique dafa war a am ay usines yuy defar ay engrais ngir ñu mën a soqali mbay mi. Macky Sall wax na tamit it ne Afrique war naa am tabax ay raay yu bees, ay raay yoo xam ne autoraay yu am doole ñoo ciy daw te mën a yeb lu bëri. Tàggat yaram ak Ndeye Dom Diouf gëstu bés bi ñuy ñëwaat ci gëstu bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci ñi nga xam ne dañ leen a mës a dugal kaso. tey ji nag Adja Fatou Bari dina wax ci ñi nga xam ne ñoom bi ñu génnee kaso dañoo mujj nag di ñëw di xeex ba nga xam ne daal nit ñi bàyyi violence. ci xarale bi Ousmane Ba, ci micro bi Papa Malick Ndao. dal leen ak jàmm ci rajo Sénégal. xibaar yi ñu càmbar ba mu wér te wóor. député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké nga xam ne mu ngi woon ci kaso bi ci fukki fan ci weeru juin bee ñu génn moom nag am na liberté provisoire. xam nga moom ci suba nag la doon jàkkaarloog juge d'instruction bi. moom nag ñu ngi ko defoon ci mandat de dépôt fukki fan amee bi juin weeru juin amee fukki fan ndax moom daal dafa waxoon ay wax yoo xam ne daal amul kersa ci njiitu réew mi ci benn ndaje boo xam ne waa Yewwi Askan Wi ñoo ko dem def fii nii ci place de l'Obélisque. yaakaar naa juróom-ñaari fan la woon ci weeru juin. fukk ak ñetti élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci lycée bu Yoff ñoom nag dinañ leen juger ci flagrant délit. kenn ki moom nee nañ mineur la waaye ñi nga xam ne ñooy conseil de discipline ca l'école ba ñoom nee nañ nag xale yooyu nañ leen a dàq ci l'école bi. ñu njiitu réew mi ni ma leen ko waxe woon tey ci suba nag amoon na benn ndaje bu IDA boo xam ne benn kuréel la ci pàcc la ci banque mondiale ñëwoon fi nag Afrique doon fi dajeek ay chef de ay njiitu réew yu bëri. njiitu réew mi nag ba mu jëlee ca kàddu ko wax na nag réew mi suñu Afrique mënatuñoo pour dund rek di yaakaar ci blé bi nga xam ne Europe lay jugee. loolu moo tax nag mu ne bëgg na nag fi nag ci Afrique ñu am ay usines yoo xam ne dafay defar ay engrais ba nga xam ne lépp lu suuf si soxla ngir mën a dundaat rek dal di ko am. ñu déglu nag Macky Sall. Je disais la dernière fois au G7. wax na keroog ci G7 ci biir waxtaan yi ni mbiru blé bi Ukraine ak Russie daanaka ñun li ñu def fi ci Afrique sax ëpp na ko. Afrique boo xoolee dafay produire bu baax a baax mbiru céréales production yooyee juróomi yoon ëpp na li nga xamante ni moom la ñuy wuti ci yeneen réew yi. waaye Afrique ba tey jii dafa am jafe-jafe ndax daanaka lu muy dundee di ko lekk lu ci bëri da koy jéggaani di ko wuti. loolu jàpp na ni sax ci Sénégal 4 millions tonnes ci céréales dañ ko fiy bay. ceeb ci la bokk, mboq, dugub, Nigéria, cassava dañu koy bay ak yeneen ci yeneen réew it daanaka dañuy produire ñi iñaam goo xamante ni yaatu na bu baax a baax te loolu sax am na solo ci wàllu dund gi. waaye nag ba tey dañu dépendant ci blé bi nga xamante ni ci la ñuy defar mburu bi nga xamante ni dañ koy jëfandikoo lu baree bari. blé boobu faaw ñu jëm ci sàkk pexe ba tey jii moo ñu jaaxal malheureusement moom blé bi ci continent bi dañ ko soxla goo xam ni dañ ci dépendant loolu ci mburu bi. ngir ñu xeex lu ni mel faaw ñu xool lan mooy pexe. man li may proposé wax ko mooy faaw ñu renforcer baax a baax capacité production yi ci wàllu fertilisants yi jëm ci engrais. Nigéria urée ñoom la ñuy def ndax dañu am gaz te gaz boobee ci lañ développé seen industrie. Sénégal it mën na def jéego ci wàllu woowee ndax industrie chimique yi am nañ ci loo am solo bokk na ci engrais MPK bi ak phosphate bi nga xamante ni P la. tey jii ci phosphore bi war nañ xool nan lañ ci gëstu boobee jëm ci azote ak ci potasse ndax Russie ak